asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV altine bu jot ci waxtu wi ci seen émission bii di arène sénégalaise mu nekk nag premier numéro bu année 2021 ñu dugg ci at mu bees di ñaan yàlla mu nekk atum xéewal atum naataange yàlla defal ñu jàmm defal ñu wér defal ñu ay xéewal yu kawe suñu njort at mi daal yàlla na ubbi ay bunt yu bees tàq bunt yu baax bunt yu nga xamante ni coronavirus du ca dugg yàlla defal ñu jàmm ak salaam en tout cas daal ñu ngi ñaanal réew mi yëpp di ko commencé ci njiitu réew mi ndaxte boo nekkee cim réew li ñuy wax boo nekkee ci gaal da ngay ñaanal capitaine ba bu mucc ndax bu muccee ñëpp mucc dañuy ñaanal président de la république son excellence Macky Sall ak l'ensemble du gouvernement yàlla defal leen jàmm ba li ñu bëgg ci réew mi ci lu baax yàlla matale ko di ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yàlla yokk seen martaba yàlla yàggal leen ci kanamu taalibe yi yàlla may leen wér ak wérle di ñaanal ñëpp rek ñi nga xam ni ñoom ñoo ñuy seetaan ak ñi nga xam ni ñooy safoo émission bi moo xam ci télévision bi la wala ci internet bi yéen ñëpp ñi ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année 2021 ma ñëw ci El Hadj Ngagne Diagne mi nga xam ni nag tey moom laay àndal bés bu nekk El Hadj at mu bees la ñu dugg 2020 bi moom ñëpp buub si sax diril na ko cin ñëpp nee nañu na dem te ànd ak musibaam ak balaam ak ñëpp te dem te année 2021 bi ñëw te dàq ko lool tubaarkàlla El Hadj Malick di la ndokkeel di la ñaanal yàlla defal la jàmm ci at mu bees mi defal ko sa njaboot defal ko sunu njaboot ak njabootu mboolem jullit amiin di la masawu ci liggéey bi it ci lépp loo xam ne lii rek yaa ngi ko ciy def ngir mu baax ndax liggéey noonu la da nga ciy dem ba jeex nit li ko tax a jóg da ci war a dem ba jeex loolu lu ñu constaté la bi ñu commencé ak léegi it teg nañ ko ci yoon ba at mi jeex ñi fi war a ñëw fi am ñoo xam ne ñu ngi ci yoon pour ñu ñëw fi ñu mën a jàkkaarloo ak ñoom waxtaan ak ñoom ndax ñoom ñoo koy sàkku sax daanaka sàkku bi nag du dara lu dul xam nañu ne ñi ñu toogal koo ci waxtaanal lu lëntoon dina leer yaakaar boobu rek lañ ci am te yàlla bu ko yàlla tas at mi nag ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp El Hadj Malick moom laay wax man du ma ŋàññi at mi ndax dama ko boole ci mbindeefu yàlla yi dëgg la yàlla xam lu tax mu def lii yàlla xam ndax El Hadj Malick ñun ñëpp ci suufu yàlla bii la ñuy dund dëgg la ci jantu yàlla bii la ñuy dund jant ba woon moo fi ne ba léegi suuf sa woon moom la ñuy dox ba léegi asamaan sa woon moo fi nekk ba léegi weer wee fi nekk ba léegi géej gee fi ne ba léegi la mu fi teg yëpp moo fi ne nan lañ fi nekkee nag looloo jar a seet nan la ñu nekkee ci suufu yàlla bi nan la ñuy jëfandikoo yi mu ñu xéewale naka la ñu nekkee sunu diggante El Hadj Malick foofu la coow li ne nañ ko xoolaat nañ ko defaraat te xam ne sunu borom buy régler àddunaam nag yoonam nekk ko ci Alaaji Ngagne yoonam nekk ko ci Alaaji Malick Thiandoum yoonam nekk ko ci sunu invité bi day defar rek li muy defar moom da koy régler kon 2020 ci mbindeefu yàlla yi la xanaa kay dañu naan yàlla na yàlla def li gën ci ñun ci at mii di ñëw amiin li gën ci ñun ñu ngi koy ñaan sunu borom mu defal ñu ko ci at mii ñu dugaat ci barke Seydina Mouhamad di jaal nag président CNG grand frère am Bira Sène ku mu bokkal ndey ak baay moo nelaw ci weekend bi ñu koy jaal mondu làmb gépp di ko jaal képp koo xam ne kii daal yaa ngi ci làmb ñu ngi la koy jaal comme ni nga ko waxee ndokkeelaat borom réew mi ci fekke bi ñu fekke at mii ak moom yàlla dogal muy moom kon li nga wax rek mooy gaal boo ci nekkee da ngay ñaanal capitaine bi bañ a jànnaxe waaw ndax fa ñu bëgg a jëm ñu jëm fa ndax ñun ñëpp ñu ngi ci biir gaal gi Sénégalais loo ci mën a dégg Hadj Malick dañu soppante dañu bëggante mën nañu werante mën nañoo xeex mën nañoo xuloo waaye bu tiis amee rek nga xam ne wallaahi lii sunu doole yëpp bu tiis amee rek ñu teg ko waaye nag lu jiitu tiis ni ñuy jiwante jàmm ni ñuy jiwante salaam ndax bés yooyu buñ ci dajee kersa bañ a am dëgg la lii yëpp nañ ko xoolaat te xam ne nit matul dañuy mottalinte te it ñuy bañ a tàncante ndax tàncante baaxul loolu yëpp day indi fitna te fitna mooy indi suñu borom mel na indi loo xam ne lii ñun ñëpp dootuñu ko tal boo xoolee adduna bi yëpp tey El Hadj Malick kenn tanewu la ci président Amérique sax tanewu la fi mu ne wallaay
président France bi tanewu la. kenn tanewu la président Macky Sall mii tanewu la fi mu ne ci feebar bi ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngi wut foo làqatu te xoolal li mu jël yëpp ci ay doomi aadama. ay doomi aadama laay wax ñëpp a yem ci jël bi parce que bakken bu ne valeur nga waaye xoolal ñi nga xam ne ñii tey ay capitaine d'industrie la ñu woon nekk Sénégal. ay nit yaakaaroon leen ñu xëy rek ñu ne la diw dem na diw dem na diw dem na waajalul deful dara. loolu yëpp boo ko xoolee rek jàngat lay indiwaatal ci sa bopp sa digganteeg nit ñi. sa digganteeg àdduna ak sa digganteeg yàlla. loolu am na solo Alaaji Ngagne nañu rafetal nekkin bi nañu rafetal diggante yi nañu bëggante nañu soppante li El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh daan wax nañu tàppee xol yi. ba léegi moo fi ne ba léegi looloo fi ne bu ñu tàppee xol yi yéenante jàmm rek jàmm la ñuy am loolu am na solo werante nag mënul ñàkk cim réew ndax ñëpp mënuñu bokk gis-gis. ci wàllu politique yi tamit ñëpp mënuñu bokk jëmuwaay. mais lu ñu munti am benn dénominateur commun la ñu am mooy Sénégal rek ñun ñoo ko bokk mënuñu ko xar ñaar kenn ku ci nekk la nga yëngatu yëpp la nga yéene mooy defar réew mi sa programme la nga ci présenté askan bi pour dagaan seeni baat mooy dama bëgg a defar réew mi nii laa ko bëgg a defaree. donc kon ñun ñëpp rek nañ ko def ci jàmm def ko ci salaam yéenente jàmm te xam ne jàmm ci la lépp xaj. ndax bi liy ñëwee ni ko Alaaji Ngagne waxee. kenn talatul dara kenn dematul kenn dikkatul avion naawatul oto dawatul kenn génnatul loolu yàlla suñ borom rek a ko mën te ñëpp ci benn mindaafun bu nga xamante ni virus bu ndaw a ndaw la te bët mënu ko gis microscope boo koy xool bu da nga koy multiplier par xaw ma ñaata soog ko gis kon loolu nga xam ne yàlla suñu borom moo bëgg a régler àddunaam te ñu ngi koy ñaan moom mi nga xam ne moom moo mën lépp moo xam lépp moo nekk fépp ñu koy wax l'omniprésent l'omnipotent l'omniscient yàlla suñu borom yàlla na ñu tàggale ak jàngoro ji ba ñu delluwaat ci suñuy activité yi nag football bi door na. basket bi dina door weekend bii ñu jëm. làmb ji nag dooragul. ba léegi ndax ñi ngi xool ban système la ñuy teg pour mën a démarrer huis clos la ñu wax ndax làmb mën na am ci huis clos ak ci yan condition la war a mën a amee ci huis clos loolu yi tamit lu ñu war a gëstuwaat la lu ñu war a seetaat la dinañ ci waxtaan bu ne saa ak Alaaji Ngagne mais tey suñu invité day ndaw lu am fit nekk ci làmb màgge Pikine juddoo Pikine yaroo Pikine wala Géejawaay nekk yi tamit xale bu nga xamante ni nii diggante Géejawaay ak Pikine ak ci banlieue boobu ci wàllu mbappat lu ne def na ko fa toj na ko balaa muy ñëw ci arène bi nekk xale bu nga xam ne aussi def na passage école de lutte Balla Gaye jógewaat école de lutte Balla Gaye ay mbokkam soxla ko ni ko kuy wàlliyaan say mbokk dañoo tëggul ñëwal doomu Pikine nga mu delluwaat foofu mu nekk yi tamit xale bu nga xamante ni ci wàllu làmb daan na ay moroomam di ay ndaanaat yu nga xam ne buñ leen limee di ngeen xam ne li mu daan ci ay mbër ak ñi mu daan ku leen daan champion nga ndax daan na Sentel bu Lansar daan Malem Niani école de lutte maa nga la nekk daan Yaram 2 xam nga Yaram 2 bu ñu ko waxee boo xoolee Modou Lo di nga ko gis toujours ci wetam daan Gaal Ndiaye daan Coppet bu Lansar daan moo ak Ahmed Dem ñu def match nul xam nga nul ak Ahmed Dem le grand champion ñu ngi koy nuyu au passage loolu rek wane na ni champion la Tafa Gueye numéro 2 jinne ji moom mii daan na ko daan na Mbaye Diouf daan Tafa Mbër daan Ndiol Dias daan Pape Morlo ñoom ñaar ñoo bëre ca Bercy en 2013 loolu day des ci histoire daan Djeylani Pouy daan Gorgui étudiant daan Moussa Ndoye daan trompeur yooyu yëpp yafa naa ni ku leen daan champion ay révélation ay xale yi nga xam ni ku leen tudd xam ne dañoo bokk ci làmb te dañoo buuxante ba egsi ci jal bi donc ñooñu ku leen daan wax dëgg yàlla Moussa Ndoye rek doy na palmarès Moussa Ndoye maa ko daan ak Moussa Ndoye fi mu toll ci làmb ñu ne déet na waaye nga ni daan nga Mbaye Diouf daan nga trompeur loolu ku ko def champion nga tey nag ki ñuy dalal mooy Mame Balla bu Pikine Mbooloo ñu koy nuyu moom am na combat dinañ ci waxtaan bu ci kanamee ndax digganteem ak Mbaye Guy gi Assane Ndiaye moom moo ko taxawal loolu yëpp dinañ ko waxtaane mais dinañ waxtaan aussi ci carrière am ak ci tolluwaayu làmb maam ñi ngi lay nuyu di la dalal ci plateau ITV visité nga kër gi wan nañ la ko egsi nga nag fi nga xam ni fi la mbër yëpp di dal muy arène sénégalaise. waaw bisimilah gannaaw baatu 11 billahi mina seytaan rajim ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur
maa lay nuyu Père Thiandoum di nuyu Père Ngagne Diagne di nuyu waa kër gi di leen xamal ne alhamdulilah macha allah daal la ñuy wax. waaw présenté nga ma waa kër gi yëpp. waaw dugg naa si bureau yëpp macha allah waaw mooy loolu ñu leen nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay. gannaaw loolu nag maa ngi nuyu samay mbokk Saalum Saalum yi bu baax a baax maa ngi nuyu di nuyu sama famille yaay di nuyu sama famille papa. di nuyu tamit waa Touba ji nga xam ne nii fa laa yaroo fa laa defee lépp fa laa jàngee. di nuyu fi ma bàyyi ko muy waa Gadaye ak waa Marché Bes ak waa Pikine di nuyu samay am di jàmm di nuyu samay kilifa di nuyu ñi ma àndal di nuyu sama rakk ji ma àndal Xaamidu di nuyu bébé Saalum bi xam ne maa ngi ko bàyyi sama kër. di nuyu tamit kenn koo xam ne kenn la si man muy sama Pape Mayel Diop maa ngi koy nuyu muy borom Ndakaaru ak Cap-Vert. di nuyu Abbas Ndoye bi xamante ni moo tax ba xamante ak moom tamit. comprendre nga di nuyu sama ñaari course yoo xam ne nii instant bi ñu toll nii ñu ngi Italie di sonn ci man lool xam nga ci entraînement yeeg ci wàllu jàppale beeg lépp muy Ousseynou ak Assane quoi. ak grand Siraji Diallo bi nekk Torino bi xam ne nii nee na ma sax sa xarit la. Siraji sama xarit la. waaw moom bi ma nekkee Torino moo ma dalal ndeysaan xam nga. moo loolu sama grand la moo loolu quoi xam nga wax na ma loolu. di nuyu sama soxna di nuyu sama am di jàmm di nuyu sama dëkkandoo yi kër naar yi ak kër koroboro yi xam nga di nuyu dëkkandoo yëpp daal maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu ñi seetaan télé bi yëpp daal alhamdulilah. merci beaucoup yow ba daanaka dañoo bokk ay xarit ndax Siradio Diallo borom Torino. maa ngi koy nuyu kooku grand ku dem Torino. da lay dalal. bu xamee wàccukaay la daal bu xamee ni doomu Sénégal nga. da lay jël si defal la ay teraanga booy ñibbi ak yu mel noonu. moom sax la Pape Diouf di woy Siradio Diallo. moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Pape Mayel Diop aussi di sa xarit di sa wëllëre moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax directeur ñi ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu Abbas Ndoye di nuyu vraiment tout le monde de la lutte ndaxte làmb moom dafa xaw a yaatu gannaaw ñi ci jàppale nit dafa bari te bëgguñu sax ku leen tudd waaw bari na ci ñu nga xam ne ñi ngi jàppale mbër bëgguñu sax ku leen tudd ndax la ñuy def dañ koy def rek ndax cofeel gu ñu am ci mbër mi wala ndax yaakaar bu mbër bi am ci moom wala boog ñu bokk gox ñu nekk fa yàlla may leen teraanga ñu xam xale yi li ñuy daj ñu leen di jàppale ñooñu ñëpp ñi ngi leen di nuyu Mame Balla ci làmb d'abord da ngay ndaw mais bu ñu xoolee sa palmarès teel nga bëre lool waaw teel nga bëre lool ndax bu ñuy xool presque ay année 2000 et quelque ci nga commencé bëre tout temps nga nekke dugg ci làmb ji d'abord avant ngay dugg ci làmb ji maa ngi koy wax mbappat nga fu nekk ci wàllu mbappat yan révélation nga ñu ci mën a defal. waaw loolu moom wax dëgg yàlla dama si sawar parce que man sama tur moom mu njëkk ci arène bi quoi. moo tax bi ma ñëwee aw ma siir noo quoi. dëgg la. yàlla dafa dogal ma juddu fekk sama maam ak sama papa di nekk aarif alxuraan. ay Saalum ñun alxuraan lañ xam ak liggéey. bi ma ñëwee juddoo ñu yóbbu ma daara ma ñëwaat daw ñu sama papa mujj ma yóbbu kër sëñ Abdou Hakim sëñ Abdou Hakim ak sëñ Mountakha ay moo rakk lañ waaw ma dem ñu yóbbu ma si daara ji mu xool ba am si man cofeel ma daw ñëwaat bi ma delsee mu ne bàyyi leen ko ci kees gi mu nekk ak man ma dëgg ak moom ci kees gi buy café gu mu mënti naan yàlla yokk leeram te taas ci barke café gu mu mënti naan maa ko segg sama loxo bi fu mu mënti tëdd maa ko defar mook soxnaam su mag nga xam ne mooy soxnaam am buso di mag si sëñ Bass Abdou Khader di doom sëñ Abdou Khader moom tamit sama gaal kër jigéen ñi kenn du fa dugg mais man rek maa fa daan dugg daan wax baa leen Mame Balla bu ñëw sama nekk parce que moo leen dàq defar sax nekk yéen jigéen ñi waaw ma yoroo si penc moo xam ne te xam woon sax ba xam dinaa mujj ci làmb yi waaw man tarbiyu bu baax xam nga waaw di jege soxna Baale tamit bu baax a baax waaw moo loolu ba nekk daaru mi nam nag dem ba fës yàlla dogal ni ñaan bu nangoo rek nga yeer si ay kilifa boo ñëwee li lay may tur sax Sénégal Dakar fii doo ko xam quoi bi ma ñëwee nag sama papa génn àdduna 2000 bu génnee àdduna 2000 nag ci laa commencé sama papa muy dund du ma sol tubéy caay laay sol parce que loolu si loolu lañ ma yeree balaa maa reer dinaa tari si kanamam bu ma yeewoo balaa maa ndékki dinaa tari ci kanamam man loolu laa doon dund waaw bi paa bi génnee àdduna nag yàlla na ko yàlla xare àjjana ñoo bëgg ko Touba ñu dem ba jamono nag comme boo jógee daara amoo métier alxuraan nga xam ak xasida ma nekk ci marché bés diggante boobu noonu mu nekk diggante boo xam ne ni bu xaw a doy waar la bu yéeme ku yàlla dimbal rek moo fa nekk quoi mais am na si ñoo xam ne nii maa leen nuyu baax ñi à passage ñu ci kaso bi waaw ñi nekk campena ñi nekk Samé ñëpp di ñaan yàlla suñu borom jëlee dafa si jàmm salaam mais gënuma leen te daan nañ fréquenté bokkandoo dañuy def am na si ñoo xam ne ñu ngi ci ay correctionnel gënoo leen am ñoo xam ne ñu ngi jaabanti dugg ko génn parce que si penc moom laa yoroo ma jékki-jékki am lu ma bëgg
te aw ma métier ma xam ne judd fekk sama papa di loué ba xëy génn àdduna bàyyi ma fi. te man ëllëg ma bëgg a yor sama yaay bëgg a yor sama bopp. ma gis làmb ji benn saa yi ma commencé si taxale mais ci mbapat yi nag maay gëmee sama bopp mbapatu Xaadim Njaay. ma dem mbapatu Xaadim Njaay fekk fa ay ñoom Issa Pouye fekk fa ñoom Tafa Gueye numéro 2. mais jamono jooju on rumo bi nekk écrit Balla Gaye du morom kenn ci làmb ji. ak mën a bëre. kale yi Balla yor yëpp moo ko jox. du morom kenn ci làmb ji. ñu ànd moom mu ngi écrit ñoom surumle ànd ak ñoom daam ñëw man maa ngi écrit ñoom Pape Fall. waaw bi ma ñëwee ñoo bokk si benn gox bi mais bokkuñ écrit yi ñuy entraîné. mais ñoom dañuy bëri arène te ñun bëriwuñu arène. yàlla dogal bu ñëw ànd ak ñoom Cheikh Kane ñoom Ndiaye Malick nekk ci làmb ji. ma nekk ci làmb ji suñ ma wooyee ma génn bëree gars yi dañuy ree naan cuuj bi. waaw ma nekk fa di fel. gars yi ne ma yow noonu dugg ci lese bi man luur laay bëri. gars yi ñoo ma ëpp mais ëpp ñu ma doole. yàlla dogal may bëree ba dem ba dajeeg au demi-finale. may xalaat pour may ko. Aliou Seras sama xarit la maa ngi ko nuyu baax mu ngi Mbour démb rek ñuy déggante moom Pape Zamar. comme moom équipe boobu la nekkoon ñu nekk équipe boobu mu ne ma booy kaa yëkkati loxo sa waay. ma siisu. comme bañkat rek xam nga ku nekk ma ne ko man damay bëri. yàlla dogal ma ñëw bëri or mu bëri combat bu metti mu yoroo ba ci kaw di ma déposé. ma tëdd si trip session rek indi ko. mbapat mi daje. allahu daan nga bër. waaw mbapat mi daje man ba may bëri moom xam naa ne kii moo mën. mais gëm sama bopp. ak xam ni nekk si man benn saan yi ak li ma Aliou wax ne kaay yëkkati sa loxo ma gëm sama bopp ma daan ko. Xaadim Njaay daw ñëw gaa yëpp daw ñëw. parce que moom lañu yàkkam doon xam nañ ne sax moo jël tournoi bi. jour ma dem ak Dallu finaan Dallu moo nekkoon ci Pape Kane. ma dem ak Dallu finaan dama koy fiile wër ko ndomb sax du ma am doole ju ma ko daanee. waaw moom tamit benn instant yi xam naa li muy bëree plaqué la. comme man yàlla may na su ma xamee li ngay bëri rek doo ma ci daan. saa bu tegee bu plaqué rek damay tël épaule bi wër ko ndomb mais aw ma kattan gu ma ko daanee instant boobu noonu quoi. waaye instant yàlla dogal ba mu mujj ma daan si biir saako yi si nit ñi quoi. bi ma fa jógee ñëwaat ci équilibre foofu noonu. di ñuy entraîné am papay Pape Kane. jógee caare ñëw fekk ñu géej gi entraîné si ñoom Pambër mu leen booy bi laa soxla pour ñu def ko mbër. coow li bari na nag bi ma xëyee suba maam Balla daan na mu affaire yi quoi. le temps que muy wax noonu Pape Fall na leen kii Xaadim Njaay sax nee na ma indi ko Mermoz bu temps yii moom muy Mermoz ak ñoom Kamal. léegi après loolu yëpp mujjul antu ma nekk biir Géejawaay ak Pikine ak Caaroy di bëree di toj mbapat yi. demaat yàlla dogal ma jëlaat dugaat beneen mbapat boo xam ne nii mun naa ne la Elton dama ne la ma ngi ca mbapat ma. Bébé Saloum sama xarit ma ngi ca mbapat ma. Mansour Diop numéro 2 ma ngi ca mbapat ma. Doubalès numéro 2 ma ngi ca mbapat ma. ay ndaanaan. séeréer si moom maa taali moo la ñu nekk 42 personnes. ma bëre 9 combats 9e combat bi ma jël final bi. foofu nag la mbir mi déclenché. bokk dama laa tëbal nag combat yi xam ne combat am na mel. maanaam na wax combat jamono jooju ñoom ñu ngi bëri arène. ñoom bàyyi góor affaire yi ñu ngi bëri arène daan Ousmane Toucouleur ñun ñëpp mais desaan yi bàyyiwuñu ma xel si làmb dañuy dajeeg man fenn bu ñu ànd mambala bu ñu ma gisee am ay booy bi yéen wax waaw yàlla dogal bu ñu dajee babat ma fër leen te ñoom ñi may daan man dañuy bëri arène ma bëgg a bëri arène te aw ma fu ma kii ma jëlee sama bopp dem waxtaan ak Boy Sey ak Mala temps yi ñoom ñu ngi toj ñu yóbbu ma Pikine mbooloo loolu moo ma jëlee Guédiawaye yóbbu ma Pikine bi ma demee Pikine mbooloo fekk fa Paala maa ngi ko nuyu bu baax ak Baba Diallo ak ñoom Cobra. parce que yow doomu Géejawaay waaw doomu Géejawaay laa. mais Pikine nga jàngi. Pikine laa amee licence. fi nga amee licence ok. bi ma ñëwee Paala wutal ma combat fay ma jox ma 40 000. léegi ci temps boobu noonu ma dem nag ba séq ak Paala ak séq ak Babou Dia loo xamante ne nii comme diggante doom ak waajur. suñ jekkoo ñoom dañ may jox man su ma jekkoo ma jox leen loolu laay dund ak ñoom. damay jekku ma jëndal leen xaru tabaski nekk naa écrit Balla Gaye sax jëndal sama père Baba Diallo xaru tabaski sama avance ak booy bawol te nekkuma bu dee bëriwuma foofu noonu. ndeysaan say papa la nu. waaw damay am naa tudd ñu jógee foofu tamit ñëw sama tudd te nekkuma ci écrit bi jógee naa fa. samay papa lañ ak Pape Diop maa leen nuyu baax di nuyu Cobra ak Ndiaga ji fa nekk. ak ñoom Kaana ñëpp affaire yi noonu quoi. yàlla dogal nag ma nekk ci mbabar yi noonu. affaire yi dem ba ëpp ma doole. xam nga mbooloo mi topp la waaw mbooloo mi topp coow li topp la. jour bi may njëkk a dem arène di bëri ci benn saa nii. li ma yóbbu si ay drapeau ëpp na 40. gars yi kenn mënul gis ñu naan kii kan la sama tur moo teel a dem. mais boobu maa ngi jàpp ne man ndimbalu borom bi la ak ñaanu suñu Abdou mi nga xam ne yàgg naa fanaanoo moom defandoo moom lu ne. sa premier combat arène. sama premier combat ma ñàkk. ci laa ñëwee nag dal sama deuxième combat. sa premier combat ku la daanoo. 57. 57. ci laa ñëwaatee ñu jox ma Seyna Diagne waxuma la ko sax sama palmarès. waaw. même écurie la Seydina Diagne waaw même écurie la Guédiawaye foofu noonu quoi ñu jox ma Seydina Diagne. bu jour boobu Aliou Mané moo bëree grand combat bi
ak Aliou Mané moo ko bëree daal ay ñoom laa déggee déer ñëpp ñu fa Assane Diouf loon affaire yooyu noonu quoi. ci laa amee ndam nag. ci laa commencé nag affaire yi moo loolu. ma dem ba benn saa combat yi di commencé di bari. waaw damay bëri saison bi ay 3 combats 4 combats. ma dem ba li ñaan top 5. Père Bécaye Mbaye ne Mame Balla mooy borom top 5. parce que damay bëri premier combat deuxième combat troisième combat dañuy daje si biir année bi. top 5 bi. top 5 bi. wallaay parce que ni muy daane la. waaw ni muy daane la dafa am technique. xam nga El Hadj Malick. école lu lamb tëj na. mooy Mbapat mooy école lamb. école lamb dafa yàqu. moo tax pour nga gisati xale yu mel nii seen tur jiitu leen ci arène bi. ku mel ni Balla Gaye ku mel ni Modou Lo xam nga li lay wax ne ci génération boobu daf ci bokk. Papa Kane 2 Dallu. moom la Balla Gaye mujj bëreel Mbapat. ok moom mujj daan Balla Gaye Mbapatu Max Mbargane. ca année ba ca tegu 2005 la Balla Gaye ñëw ci làmb. waaw. pour te dire. tudd na fi xale yoo xam ne ñoom bàyyi góor a. wallaay. fi ñu toll woon ci làmb ku la ne woon ñii du ñu jariñoo làmb. ak niñ ci meloon. tudd na xale yoo xam ne tey gis nga xale yooyu nu ma leen tuddee. mooy ñi làmb giree. waaw làmb lakk na leen. parce que ay xale yoo xam ne ñi muy wax ni c'était des champions. Omar Mouma. waay combat ak Modou Lo bi mu mujj bëre Mbapat. maa ko àtte. maa bëre spécial ba. Alassane Djigo Djigo maa ko àtte. wallaay. dañu dem ba kenn gisatul sa morom. Babacar Mbaye Ngaraaf bii ne ci politique bi. moo ko dëggoon. décoré ma ci maag Ibou Ndiaye jox baay. boobu enseignant la woon boobu. enseignant boobu jàngalekat. lu amul seede baaxul. parce baaxul que li ngay wax ma nga fa woon Omar Mouma. ak Modou Lo dañuy bëree ba mujjee oto yi ne woon foofu la ñu ne nañu taal. nañ taal lamp bon ñuy taal lamp yi ba ma gis ñaari mbër yi di làmmante ma ne lay atte leen combat. Modou Lo war na ko ndomb daanu ko. déggoo Omar Mouma war ko ndomb daanu ko. dégloo ñoom ñaar dama ne la. Omar Mouma ak Modou Lo dañoo bëre ba kenn mënul jaar sa morom mu lëndëm ñu ne nañ ko tas séddale leen teranga ji. te Omar Mouma bu dul woon interdiction bi nga xam ne moom moo am ci waaw day bëre waaw gars yi ils ont tout fait nag. ils ont pour tout wutal fait ko appareil. pour muy dégg dégg bi rek la woon. dégg bi rek la woon mais wax ji moom amuloon problème. dañu bëggoon muy dégg rek. pour que waaw muy dégg sifflet yi ak tout ça parce que loolu préjudice la ci moom. te mën na dem action ñu sifflet kooku taxaw mu ñëw gaañ ko. te du dégg sifflet bi. c'est ça Omar ak kii parce que li mu nettali daf ma indiwaatal encycle bi plaidi bu làmb. fi mu jaar yëpp ci lamb saar mbappat yooyu. mais ñun moom la ñu daan dund. wallahi lazi moo tax ma ne la bi mu daaneele ma ne ko école làmb dafa. Babadou Mbaye Gueye. 72 heures. Brésil damaa war ndomba. Brésil waaw ma daan ko fa. te boobu mu ngi toj ci làmb ji. les 72 heures de Mbaye Gueye. te boobu Bombardier moo nekk roi des arènes du ma ko fàtte ma ko mu ñëw dugg si làmb ji Tafa Gueye baax booy bëgg a dee. maa ngi ko nuyu bu baax grand Tafa Gueye. tekki séntu bi di ko dàqal nit ñi. ndax mu mën a dugg nit ñi di ko wër. waaw parce que jamono jooju Bombardier mooy roi des arènes. léegi nag làmb ji nar a yàqu te làmbu magam la. mu tekki séntu di dàq nit ñi pour Bombardier mën a am fu mu tuus. mën a fu mu tuus. Brésil yi wër ma ndomb ma daan ko fa jël bu rëy. xoolal ma loolu. xale bi dafa mën a bëre dafa tarbi yu làmb. bu jógee fa guy gi mi nga xam ne benn saa nii champion la moo daan Omar Mouma vendredi samedi. ngeen daje Bapat. moo daan vendredi samedi Mouma fekk man maa ngi ci combat di préparé combat dew ma làmb ja Stade Ndiarème. waaw mooy dégg coow li gars yi di ko dégg. Père Ousmane Diouf invité ko XFM gars yi naan guy ma naan daan naa mbëri géejawaay yëpp. ma ne man géejawaay laa dëkk te guy gi daanu ma te man Omar Mouma bi ma daan Omar Mouma célibataire laa daan te Omar maa ma baat si kàddu gi quoi. te guy gi Omar Mouma bi mu daan Omar Mouma bu am ñaari jabar la. loolu moo indi sama combat bi ñu tëgg ko. mu yoroon ba si kaw mënu maa déposé. ma daan ko jël bëri waaw maa ngi ko nuyu bu baax. boobu Mbapat la. Mbapat la moom tey mu baax ba dee fu mu toog ne Mame Balla rek ma daan géejawaay. dëgg la wax dëgg. waaw non non ànd xam nga xale bi xam nga da ngeen doon. xale bi nag man mi ngi may bëgg a jaaxal. ah si xam nga moom mi moom du ma ko baal. déedéet. waaw parce que kii dafa amoon tout pour tey nga dégg ne. un grand champion ma nga ca kaw. ma nga ca kaw. waaye nag li mu waxit ci biir wax. soo ko déggee xam ne nitu jom la. diggante waajuram wax na ko. sëñ Abdul Hakim. moo doon sa rakku sëñ Muntaxa mii. ñu bari sax dañu naan dafa dippi maam ji. ñu bari daan nañ ko wax. ndax man nekk naa ci diggante boobu ak këram googu nekk ci yoonu Mbàkke bi. ñu bari dañ doon wax ne dafa dippi góor gu mag gi.
ci jëmm ji ak si kim bi sëñ Abdou Hakim teg ma xam naa ko baax a baax wàllu yu kamal wàllu bu doy waar nga xamuloo nga xamee père waaw ku mës a wàcc liggéey waaw sëñ Saali fonk la moom daan dem leen Hakim jiiteel ma moo ko koy julli ma jox la si benn affaire bu ndaw rek 2 minutes dafa am ku mës a ñëw foofu doon fekk ñi ci kees gi ñu ne ay taalibe sëñ Saaliw lañ dañu am seen taalibe sëñ Saaliw boo xam ne moo wàccee liggéey Europe ñu indi ko sëñ Saaliw na leen yóbbu leen ma ko si Abdou Hakim mu denc ko biñ ñëwee 2 heures tombeeg sëñ bi julli na ba fatu man leen takkusaan lay génn ñoom nag comme ñu yàkkamti ñu génn dem jaabante ba si yàgg ñëwaatuñu après ñoom ñu lijjanti ko denc mais la preuve bi ñu demee sëñ Saaliw laaj takkusaan fekk leen fa mu laaj leen ba xam Hakim denc na ko ñu ne ko dañoo dem fekk mu fatu ñu wut kenn mu ne bu ko Hakim dencoon de sama xel dal bu ko dencoon sama xel dal bu ko taxaw woon sama xel dal Abdou Hakim foo ko fekk mun naa xëy 3 jours 3 fois 4 fois di génn di yóbbu ay doomu aadama waaw ci baaxee sëñ Abdou Hakim yàlla wàllu kamal man dafa am koo xam loo xamante ni du bayre du succès du xaalis du daraja du dara mais daa am fu ma jaar bu lekkee ba pare man maay génnee bool bi maag Basirou Bas Fall mooy sama kilifa ci biir kees gi ak Abdou Diop ñun ñooy xewlu ba pare doom yi ñoom sëñ Bas ak ñoom sëñ Jili maa leen nuyu bu baax a baax ak mbàkke yi xam ne moo leen yar ñooy soog a ñëwaat pour barkeloo mais boo tiimee bool bi mënoo xam fu sëñ bi doon barkeloo ñun dañuy tànn sens dañuy wërale suñu loxo rek da doo xam fu mu barkeloo bon doo ko xam ci teggin rek teggin rek xam nga xam nga ki ma lay wax dama ko xam wallaay ndeysaan xam nga xale bi maanaam ku naan ñaan amul rek dañ laa ñaanal da ngaa jegewul ñu mel noonu parce que bu la waxee jaar-jaaram ak bi waajuram wàññeekoo ak milieu bi mu yaroo doon ko fréquenté yàlla suturaal ko tey am na ñu mu doon ànd ñu nga xam ne tey caabi féete na leen gannaaw lim na leen yàlla na leen yàlla génne te buñ fa dugaat te la taxoon ñu dugaat fa yàlla buñ ko defaat ñëpp ñi nga xam ne tey ñi ngi nekk ci prison yi ñu leen di bàyyi xel bu baax parce que longue détention yi sonal na ñu bari parce que ñu bari dañ leen di tëj ci lu ndaw fàtte leen fa parce que amuñu taxawu amuñu ku leen jàppale am na ci ñu nga xam ne sax amuñu avocat seen dossier amaana réer na te la ñu def bu ñu leen jugé woon temps bañ leen téye ca biir kaso ba duñ ko fa toog ñu bari dañuy wax nañ ñu àtte ngir yàlla waaw ku tooñ ñi la àtte ma àtte ko mu xam fu mu féete mais nekkoo ci guddi nekkoo ci bëccëg xamoo di nga génn xamoo doo génn dafa metti te ñu bari loolu moom moo leen téye ci kaso bi donc ñi ngi ciy wax boobu ba léegi les longues détentions préventives nañu ci gaaw àtte nit ñi ñu xam fan la ñu féete lu leen yoon teg ñu tegoo ko mais bàyyi nit xamul fu muy teg tànkam loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax léegi wax na ko léegi jaar-jaaram Alaaji Ngagne wane na ni am na ñaan parce que foofu mënoon na dévier nekk leneen mënoon na dévier def leneen mais yàlla moo ko suturaal ak ñaanu sëñ Abdou Hakim ba delloosi ko ba may ko tur bu nga xamante ni tey moo ko may jëmm ji mu nekk nii tey donc loolu am na solo trop li mu ko waxee aussi bu toppoon xëy na trace ay waajuram heure bi xëy na mi ngi yor daara wala mu nekk afisu alxuraan mais loolu yëpp nit ki da ngay am lu ñu tudde destin moom la bindkat ba doon wax ni l'homme trouve son destin déjà tracé il ne peut rien y changer tu seras lutteur mënoo ci dara lutteur ngay doon tu seras journaliste mënoo ci dara bu ko destin bi waxee journaliste ngay doon di nga jaar ci kaso bi bu ko destin bi waxee ala kulli àll di nga fa jaar donc loolu mooy destin doomu aadama destin tey ak ñaqam ci làmb la ko yàlla xiir làmb la bëgg ci la ko yàlla may lu mu ko may ko ci succès yi mu ko may alors dañuy ñëw rek ci yenn ci ay combat déjà moom mi ngi doon waajal combat balaa ñuy ñëw sax ci combat yi fi mu toll nii waaw fi mu toll nii parce que boo xoolee mu toog waaw nga xam ne toogul waaw sama grand max doon na wax naan damay entraîner rëy làmmeñ la waaw ku summeeku wala ku taxaw rek dinañu xam ndax entraîné nga wala entraîné wu waaw mais kii bu toogee rek nga xam ne mi ngi ci liggéey te liggéey bi dinañ ko waneel nii dinañu ànd ak suñu réalisateur ñu war leen li nga xam ne moom lay liggéey parce que xale bu ñeme entraînement la entraînement nag moom mooy base bi sëriñ ak yëpp day mottali gàllaaj ak yëpp day mottali mais entraînement ba wow koŋ mbër mu ko def déjà loolu moo lay may fit da nga yaakaar ni genn góor mënu la boo demee ba entraîné ba ceene da nga yaakaar ni benn góor mënu la te entraînement yi gis nañu ni donte Covid bi
plombé na sa combat yi sa diggante ak Mbaye Gouye Gui terewul yaa ngi entraîné comme ku war a bëre suba. waaw xam nga entraînement moom. li may faral di wax gars rek dañ naa ma booy noppalu nangam ma leen làmb xel mu dal moo koy def quoi. am na ay jamono yoo xamante ne benn saa mën naa toog 1 mois du ma dem entraînement mais guddi yi su ma toogee 2 jours daw ma entraînement sax du ma nekk. parce que jamono jooju noonu am na lu ma yàlla séddee woon sant yàlla parce que àdduna moom chaque jour lu mu métti rek boo xoolee si ñi nga tane quoi man sama life man noonu laa yeddee sama bopp man maa yeddee sama bopp chaque jour. lu mu métti rek dama xool kii xam ne moo ma tane damay xool kii xam ne maa ko tane bu amoon li ma am sant yàlla. Papa Thione Seck way na ko. nee na àdduna xoolal bu baax ñi nga tane bul xool ñi la tane. léegi nag yàlla dogal benn instant yi xam nga sama papa Mayel Diop bi ñuy xamante fekk ma nekk si ay difficultés yu xaw a yéeme yu doy waar. waaw mu ne ma Balla mu ne ma am na lu ñu ma dee si yow lu bëree bëri. sant ma dara lu entraînement. waaw mu nekk kilifa nag nekk ci réew mi. ne ma sant ma dara lu entraînement ba pare ne ma man damaa mën a sot. kon ça veut dire que man li nga wax rek léegi à chaque fois dama war a dem nekk entraînement. waaw parce que problème mooy bu ma ñëpp ñaanalee te nekkuma si dara tamit bu combat bi yàggee ma bàyyi. waaw su ma joxee ngemb yëpp te mu leer ma ne saa mi toolu entraîné mu sax du ma am fit. mais su ma entraîné ba dëgër su ma ñëwee su ma leeree ne sax sama ngemb bu baaxul wala kee ma àndal nangam ak nangam. li nekk sama yaram mën na ma dimbali. waaw balaa ngaa ñeme dëgg day fekk ba desaan nga liggéey ba pare. mbër ma daan na bàkku di ko wax. sama doole sama xarit. su ma jàqee ba làmb ko sama xel. ma am programme boo xamante ne nii bi may nekk si ay dynamique de victoire. ma am programme yoo xam ne bi may nekk si dynamique de victoire sax aw ma ko. parce que maa laan la Ousseynou ak Assane léegi. ak grand Omar Thiam bi nekk France 78. ñoo ma demee foofu moo ma dalal maa ngi ko nuyu bu baax moom tamit. ñooñu yàlla dafa dogal ñu nekk ay sportif. li ñaan sam grand Moussène di faral di wax naan xaw ma doole góor dëgg-dëgg 45 ans la. guddi ñu toll li ma am li ma yëg sama yaram man bi may nekk si dynamique sax doonu ma ko yëg. entraînement bi ni muy sérée récupération bi ni muy sérée. da nga gën a professionnel léegi voilà. régime bi ni muy sérée bokkul. parce que loo mën a dem rek suñu borom di la gën a xamal. ci ay loxo nga nekk parce que ay jamono nekkoon nga ci jafe-jafe mais amuloo woon wéeruwaay amuloo ñu la jàpp. waaw xam nga li indi loolu. boo gisee ni mu la ko tracé ba ñëw. dafa dem benn moment dégg succès. da ko dégg. dund ko. succès boobu. gars yi topp ko. moo ko dugaloon ci série noire ba muy wax. dégg succès bi te attanuma ko sax. waaye dégg succès bi te attanuma ko. alors lu ko indi. noo xaar rek léegi ma ñëw après yow nga ñëw di nga ñëw. xam nga moom am na fa ma ko xam. dëgg la mais day xale bu xol bi rëy. li ko dimbali ba léegi xol bu rëy la. ndax yi muy nettali xam naa ko ndax am na luñ ci liir am na luñ ci jaar am na luñ ci jàngat ca période boobu te it xam nga naa la yëgal benn mbir El Hadj Malick. xol rek mooy fay nit. wallaahi. gis nga lu mu metti am na ñoo xam ne mën nañu lang. waaye duñ daanu. parce que seen xol moo leen di wallu. benn xale wax na ko. waaw mu ni ñaan gi ma gën a ragal. waaw. mooy yàlla na la yàlla fay sa xol. waaw fay sa xol. parce que loolu bokk na ci loolu. bi mu déggee succès ak diggante bi mu nekkoon. xam nga yooyu boo amul même ñi ngay nekkal buñ la bëggee. te mënuñu la contrôler rek. waaw musiba am. mën nga dara waaye ku nekk ci loxo Paala. loxo Baba Diallo. fekk ci Boy Sey ak Malal Ndiaye. nga ne ñoo la fa indi. ak ni Pikine meloon ci temps boobu. cek nekk fa ñu mel noonu jaar fa Papa Diop Boston. nga xam ne fa la Balla Beye 1 defaroo. fa la Balla Beye 2 defaroo. fa la Eumeu Sène defaroo. Tyson ñoom ñëpp fa la ñu defaroo. fi Jules Balde defaroo. ba am ci ay rakkam ay nangam Papa Balde Magja. ñoom Jo Pikine nga xam ne meloon na ni mu war a mel. Mbàkke ba boo yéegee ci kaw wàcc tuuti dëggool. nga bàyyi booy ñang ñii ñëpp. sama combat bi moom ma doon yóbbu. ah très bien boo ko daan yóbbu. ba ca ndem si yàlla sa Tyson Junior. kon il avait tout. pour nekk mbër. mais succès boobu. moom la géré wu. non dañ ko géré lul. xam nga parfois xarit dina la topp di xeex ak yow sax.
naka bañ a déraper. ak am na mbër moo xam ne du ma tudd seen tur ay kilifa lañu tey. kenn ki daana jëli kenn ki ba ci biir baar. da ko daan yëndu ba mu dem fekk ko ca barab. mu génne ko xeex ak moom mu ñibbi ñu ànd ñibbi. dañuy xeex ba ñibbi ba kooku du tal foofu. ndax bëgg ko. ndax bëgg ko kon loolu dañ ko waroon gérer. parce que qualité yi mu am. waaw ak. si tey loxo yi mu nekkoon. waaw ñi ko jàngal bëri wax nga ko léegi level bi nga xam ne tey ci la ñoom Modou Lo toll classe googu. moom la foofu la waroon toll. alors dina ñëw nag ci période boobu nga xam ni moom nga tuddee période noire. voilà léegi noo ko dundee ak lan moo indi nga def nii ba ci yàgg def nii. waaw xam nga mooy li père wax rek wax na lépp. mais nettali si gémmiñu borom quoi. waaw. lu tax ma ne ko attanuma ko man damay nangu. man damaa toog ba yeddaat sama bopp. parce que li ma la wax sànq dama jógee ñëw nekk nit daara. borom bi may ma tur foo tourné maam Balla. mun naa la wax benn père Bécaye Mbaye ñëw na sama koñ. ma booy jëli ko ak sareet yi ak sama booy sareet yi maa ngi nuyu baax waa Marté Bes. ba amul fu mu jaar. moo dee fa Bal Tamba. Bécaye Mbaye nekkul ku ndaw. 2S nekkul lu ndaw. ba mu yenu teleem ñëw sama kër. moo def fa émission bi. dëgg la. Canal Info Adja Bidey. ak Père Sall Bigué. ñëw nañ sama kër moo def fa Bantamba. Sen TV ñëw na fa Modou Mbaye mii nii ak ñoom Sofia yi. maa ko yónni woon waaw ñëpp ñëw nañ fa. TFM waxaale wu ma ko moo loolu. comprendre nga maanaam fa ma dëkk. télé yi fa nekk yëpp télé yi fi nekk yëpp doon doxal lamb yëpp indi daa leen fa. borom bi may ma tur boo xamante ne maanaam xeetu jëli ma suñ borom di may daan. mais li père wax mooy ginnaaw gi. mooy li may faral di wax ay xale la ma yàlla boole may àndal. mais léegi yàlla boole na ma ak léegi xale yi ak ay mag. ñu naan mag jaar naa bàyyi ci réew. dina am loo leen rusee balaa maa def dara dinaa envoyé message wala ma woo la ne la nangam ak nangam wala nangam ak nangam. dem bi ma woowee ne ma émission bi nangam ak nangam jox naa la sama kàddu. mais teewul tamit woo naa samay kilifa da leen nangam ak nangam. ñu ne la ay parce que ñu gis ma si télé bi. fekk ma waxoo leen ko moo gën ñu jékki-jékki taal télé bi gis ma. ku duñ tool dama xam ne. te buñ la tere woon ni dig ma woon ni ma. waaw lamb nit. mais fii moom mooy daara ji nga xam ne ku tàggoo ñun la demal ndax mbër yëpp fi bëgg a ñëw. non damay sawar toog ak yow. sawar toog ak kii. sawar tamit ñoo fi xam ne nii boobu su moo fi nekk. parce que bu dul dara tamit bu dul lamb def naa ay émission yoo xam ne ay social. SOS Bay Fider maag boobu su ñoo ko animé 2S. waaw hôtel Gaynde bi nekk Parc Hann Yaraax. waaw maa ngi ko nuyu bu baax. alors yaa ngi woon ci période bi nga xam ne succès bi topp na la coow li topp la mambal ji période boobu. léeg-léeg ñu kalaame ma ko. waaw léeg-léeg ñu kalaame la ko tamit. waaw kalaame ma. te xam nga léeg-léeg ñu woo ma kalaame ma ko. te xam nga boo ko gisee nii jantal booy la boo goos la. léeg-léeg ñu kalaame ma li muy nekk ndongal daara. léeg-léeg ñu kalaame ma fan si club yi topp la li max daan fan si club ba ca kaw lan bëgguma ko. waaw ba ca donc loolu yëpp. il fallait nga gérer loolu yëpp. te ndaw nga woon ànd ak ay. waaw non xam nga nit moom bul nax sa bopp. ndax sa bopp taxul nga ma toog si télé bi wala ma toog leen nga nii la demee wala nee la demee. mais pour l'instant jamono jooju noonu xaw ma fu may teg sama tànk. dëgg succès bi. waaw succès bi topp na ma. te attanu ma ko. te problème bi mooy jamono jooju musculation sax du ma ko def. ok maa ngi commencé musculation sama combat Mbaye Diouf Italie laa njëkk a defee ay musculation. mais yow entraîné d'une contact. matinal bi damay xëy dem géej ngoon gi ma demaat géej contact loolu laa xamoon. xaw ma musculation xaw ma wàllu régime. xaw ma wàllu récupération. mais xam naa ne daal ndongo daar laa am naa doole bu ma entraîné wul sax. kon su ma entraîné su ma contacté naa am doole. maanaam aw ma staff normal. par rapport ak guddi yi ma toll nii. sant yàlla nag laa ko def. parce que am na ñu fi nekkoon duñ fi. yàlla na leen xare àjjana. am na ñoo xam ne tey benn saa nii bu téléphone sonné seen kër ñu yaakaar dañ leen di wax ne leen wàcc na liggéey wala wàccul liggéey. ma nga ca hôpital boobu noonu gënoo leen. tey am na si ñoo xam ne maa ngi doon ànd ak ñoom ku mel ni diwaan maa ngi koy ñaan yàlla xare ko àjjana ñoo doon ànd ba mu dem États-Unis fa la wàccee liggéey suñu borom indi ko. dem na ba am këram ba takk soxnaam ba pare ñu ñëw dajeeg moom aéroport yóbbu ko Touba yegg si wul si këram yegg si gisul soxnaam. Allahu akbar. nga xam ne kon suñu borom ñooñu gënoo leen. wallaay borom bi lu mu def rek dafa fekk am. defaluñu yàlla dara lu tax mu bàyyi ñu fi yóbbu leen. waaw kay waaw. man foofu laay teg sama bopp moo tax chaque jour da am courage sama bopp di entraîner. xam ne man bu dee damaa juumoon li nekk sama kanam dootuma juum. bu dee damaa defoon loo xam ne waruma ko def
li nekk sama kanam dootuma ko defati. te looloo am solo. teel a corrigé wu teel a rectifié wu. lan moo indi woon jóge fii dellu. dem école de lutte Balla Gaye lan moo indi woon loolu. lan la waaw parce que loo doon wër. non boobu Géejawaay laa dëkk maa ngi nuyu Balla Gaye bu baax. damay am combat ñëw këram mu woo ma këram ma ñëw ñu toog dañuy teg yàpp mu ne ma Mame Balla bu lekk si yàpp bi. bruit dinañ di reer lakk ay jën yu baax 1 heure 2 heures ma lekk ba suur. Balla Gaye otoom ranzam daf ma doon yóbbu ba sama buntu këram ma dem. man maa am ñaari yu jafe am gëdd Géejawaay am gëdd Pikine. doo ma gis Balla Gaye am combat ma ñëw fi nekk di traîner naan nangam ak nangam di wutal samay bopp doon mais moom xam na man xam naa. li ko yàlla jagleel wala lii waajuram liggéey kër papaam. ba yàlla ne Balla Gaye day am lii Mame Balla mënu ko xañ. gisoo ma tamit Boy Niang ak Zalika ma def noonu te Boy Niang sama combat ba Jeylaani Pouy Ahmed Dem ak Coppet Boy Niang mooy taxaw nii si tuus bi nii. papaam moo ñu yor entraînement moo ñu def lépp. kooku seeq nañ teraanga bi ma daanee Tafa Mbër muy ba France mu bokk na si bi ma taalee sama téléphone moom mu njëkk a envoyé message. Ama Baldé man ak moom dañuy bokk di lekk di defandoo lépp. yàggul dara ñoo bokk fu ma maa ngi nuyu Alaaji Mbay bu baax ak jabaram jaara defaloon ñu mbaxalu ngoon ñu ñëw xew lu baax moo loolu sama waaye dañuy déggante lépp moo loolu. man mbër yëpp laa seexal jàmm kenn du ma wutal noonu. mais tamit damaa gëm sama bopp. mais dem bi Géejawaay. waaw dem bi. waaw du ma la expliqué rek. loolu laa seex ak ñoom teraanga avant tout. yàlla dogal nag sama chef de quartier. Pa Sow maa ngi ko nuyu bu baax ak grand yi nekk marché bees mbedd Saledi maa ngi lay nuyu waaye tetee ñoom ñëpp ñoom Ayda ñoom Baba ñoom Xaadim ak ñoom Sidi ñoom ñëpp grand yi gars yi waxtaan seen biir au moins du ñëw kër Baba Diallo mu woo ma téléphone ma nekk si équipe bi di entraîné këram ak équipe bi soriwul ma ñëw fekk ko mu toog sama chef de quartier toog grand yi toog ma xam ne lii maa ko waral mu ne ma ñëw nañ fi waxtaan ak man yónnee naa gura père Baba Diallo moom mooy dégg ñaanal ma ci xol bu sedd guy ma dem écurie Balla Gaye ok am combat ak Boy Bawal ma gis lim dajoon si man ak ñaan gi mu ñaan tombé Tabaski jot. ma dem ne ko père ma ne ko xar sa xaru Tabaski maa koy jënd yëkkati ko jox ko. macha allah teewul tamit Paala continuer di ma yor te mu ngi Pikine ba léegi. benn ménagère mosuma yor ba dul Paala rek moo la yor. ba léegi sama combat bi passé la Mbaye Diallo signé te man maa ne père Baba Diallo comme instant bi ñu toll nii affaire yi dematul noonu. toll na foofu. signé jël ma engagement man ak ñoom Koura ñi fi nekk ngay am dara parce que Paala yor na yeneen mbër ak affaire quoi lépp day gën a rafet. parce que yaa ngi gën a jëm mag. xajal ko mu ñëw. waaw ci loolu nag mu dem ba far yàlla dogal ñu yokku très bien. ñu yokku licence yi ne licence yi 150 000. ñu mujjee waxtaan jox Mbaye Diallo mu signé combat bi. jël xaalis bi jox ko comme Mbaye Diallo dagoon licence ba pare. mais bii nii Paala moo ko signé tamit. Paala moom Moussa yor père Baba Diallo moom Moussa yor kon ça veut dire que am na lu ma séq ak ñoom. ma dem équipe Balla Gaye dafa benn saison. mais benn saison rek nga fa def benn saison rek laa fa def. benn saison mais bu ma fa defee benn saison teewul tamit les de Elton ñëpp maa ngi séq ak ñoom jàmm ak mbëri fa nekk. ak ñoom Youssou maa ngi koy jaalee papam bu baax a baax affaire yi. père Balla Gaye tamit naw ma lool. damay toog Balla Gaye sax ma dégg naa bàyyi Balla yow la jël temps yi mooy loolu. damay kontaan man moytu leen ko dafa mën a bëree wax naa leen ko nangam ak nangam. dafa bëgg xale ñu ko. Balla Gaye waaw ma nekk fa nekk bu rafet. bi affaire yu demee ba demee noonu nag tamit ma demaat ba pàkk ba maa moom ñu waxtaan mu ne ma non garaawul xaaral yónnee kër ga bordeaux bi. dama këyitu écrit baa ngi nii saa boo bëggee dem bu la neexee tey nga dem mën na ko mënumaa dem tey mais si biir semaine bi laay dem. pour mu jox ma bordeaux bi pour mu mën a dem CNG. waaw defaraat sama licence. démission def ko Pikine mbooloo. démission kon retaxal boobu ni mu rataxee ak ni mu gaaw ak mu dem jëli koog yooyu noonu. nga xam ne am na lu ma seexoon ak moom moo loolu quoi. période bi nga fa nekk loo fa jàng lan la la yokk 1 an boobu nga fa def. waaw yokk na ma loo xamante ni wax dëgg yàlla sant yàlla laa ci def parce que ba ma fa dem mën naa bëri. mais ba ma fa demee tax na ma gën a xam sama bopp parce que fekk naa fa Elton fekk fa Balla Gaye fekk fa lees te Balla Gaye tamit bàyyiwuma. daf may woo téléphone ne ma Mame Balla nangam ak nangam Mame Balla nangam ak nangam. su gars yi entraîné ba pare. ba gars yi contact ba ñibbi ba mu timis ba ñëpp ñibbi mu sampal ma maag samay supporter da nga fa des. mu sampal ma ayca physique bu tar. mu may dégg physique bu tar ma xam ne kii daf may natt xool ba xam. ma leer ma ne kii yéene na ma. waaw. maag Balla Gaye ànd nañ sax toog si may ga di reer. kon am na lu ma seex ak moom. am na loo leen seex. waaw parce que sànq dafa wax ba ci biir wax mu ñu teg yàpp Balla ni ko bul laal yàpp bi. donc loolu dafay am beneen mbir bu muy indi muy régime alimentaire. alimentaire surtout parce que mbër yu ci bari foog nañ ni bu ñu reerewul 2 kilos dibi. attention ah
wala 3 kilos dibi pour ñoom lekkuñu. xam nga te yàpp. ak jën yàpp baaxul. ak jën du benn. neex na mais baaxul. non baax surtout ci sportif. ci sportif waaw viande blanche. oui moom la ñuy wax mooy yàpp njanaaw. mooy yàpp ginaar ak yu mel noonu loolu la ñu gën a taamu sportif di ko lekk que viande rouge bi. te boobu maa ngi sama 2 semaines de combat yoo xam ne nii dans 15 jours laay bëre. oui saa yi ma paree entraînement mu woo ma wala mu ne dem leen jëli ma am baala. ndeysaan. mu ñëwee ñu pelee mooy loolu xam nga nit ku baax la. falaa mën a yem ci gàttal daal. alors dañuy ñëw rek ci yenn ci ay combat am Alaaji Ngagne pour rek wan leen ni xale bi technicien la parce que mbër bu nekk ak nu mu lay daane léegi-léegi mbër egg ko fu nga xam ni da nga naan combat ba jeex na mais mu lijjanti ko te loolu li koy may mbër mooy mbappat ba fendi ci bëre. mbappat moo lay may làmb jaxasoo nga lijjanti ko mbappat moo lay may ñu jekku la nga lijjanti ko ba jekk. fa la ñuy jàngee bëre. fa la ñuy jàngee bëre. mbappat moo lay may ñu egg la fu sori nga génn ci. boo jàngul bëre nag clé yu bëri doo ko xam. doo xam tamit naka ngay def ba moytu nangam. donc loolu moo tax xale bi li muy dugg top 5 bari dañuy leen di indil digganteem ak Tapha Mbeur ñu seetaan ko dellu siwaat. Mohamed tey dimanche wala samedi la ilaha illallah samedi 23 mars 2019 arbitre sifflé na diggante Mame Balla borom top 5 ak Tapha Mbeur borom Parcelles ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Mame Balla ci defet la jógee digganteem ak Tapha Boy Bambara jóge ci année balance Tapha Mbeur ba mu duggee ci lamb wala déggagul muñal Tapha Gueye numéro 2 la fi mujjee daan l'Espagnol Tarabexa moom la fi mujjee daan moom Tapha Mbeur 15 avril la woon ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk 15 avril su ma juumul nga mujjee bëre su ma juumul noonu la demee door xeex Tapha Mbeur Mame Balla ndax dañuy raag bu ñu raagee door mu daanu am ñaari mbëree ña nga ca Mohamed Mame Balla Tapha Mbeur Mame Balla ndax dañoo nar a xeex Mame Balla Tapha Mbeur moo njañ bopp bi da koo njañ Mame Balla moo ngemboo seeru naat lii yaakaar naa tisu bi naat la tudd tent bopp bi daan na Moussa Ndoye daan na Jeylaani Puy Lagros daan na ko fi Boy Bawal daan na ko fi ma ngay dox ci kawam xeex ma ngay dox ci kawam pulli na bëni di dox ci kawam laa ilaaha illallaah di nuyu Serigne jaw na jël ko caxabal lonk na ko caxabal da koy mbot ak koo mane dafa mën a mbot da koy mbot Mohamed da koy mbot daan na ko da koo mën dafa mën mbot dafa mën a mbot Mohamed dafa mën mbot waxoon naa la ko da koy mbot tegul combat bi ci yoon xamoon naa ne da koy mbot ba mu ko lonkee caxabal bi laan la da koy mbot laay la daan na ko voilà gis ngeen ko noonu digganteem ak Tapha Mbeur nga dellu siwaat ci combat bi naka ngeen bëree naka nga ko daane nan nga lijjantee ba daan Tapha Mbeur. waaw parce que combat bi may jël Tapha Mbeur. dafa fekk jamono jooju laa xamante ak sama papa Pape Mayel. 1 an et quelque ci 1 an et quelque yëpp ma yokk courage. saa yu ma ñëwee point bu ma gisee rek dama fii sama xel dal na yaa ngi liggéey xam nga waaw góor tamit ci moo loolu. ma xam ne kii carrément lii la gën a bëgg ma nekk ci. may fay saal di ma defal lépp di ma toppatoo. maa ngi lekk wala maa ngi naan lépp. may entraîné ma entraîné ba saison bi jeex aw ma combat saison bi tijji Assane Ndiaye woo ma di ma wax combat ma ne ko Assane ma ne ko koo paree rek kooku laa war a bëreel rek ma wax ko kilifa yi suñu nangoo rek man am problème parce que instant bi làmb ma ne ko du ma ci gan. am naa bu neex am naa bu naqari. te instant bi maa ngi entraîné te sama xel dal na ma ne ko alhamdulilah combat rek laa bëgg. ku gars yi pare pour ma bëre ak moom ma ne ko man pare naa. mu wax ma 4 adversaire ba yàlla dogal mu mujjee ñëw ci Tapha Mbeur affaire yi quoi xam li ñaan ku yàlla tudd rek affaire yi quoi. ma toog après ma wax expliqué gars yi ñu ne ma waa am problème après ma wax expliqué Assane ne ma am problème ñu jël avance bi. jox ko sama papa Mayel Diop affaire yi quoi laalu ma ko après sama papa Mayel Diop tamit jël avance bi ba am une semaine mu woo ma jël mu jox ma ko ne ma demal nga joxal ma lii sa yaay lii joxal ma ko sa jabar lii defal nii ak nii ak nii. bu subaa nga ñëw fi.
suba gi ma ñëw fa mu joxaat ma beneen avance ne ma lii mooy sa avance nag. mooy sa bosu bopp. mooy sama bosu bopp. ma gën a am courage parce que li ma lay wax rek làmb xel mu dal moo ko def. waay jàpp ne ko entraîné 1 an. amoo combat nga ñëw dugaat bay waaj a dugg ci saison bi waaj a xaaj nga soog a am combat teewul ngay entraîné. ma jël booy bi xawuma gisuma. Mambala bi mu xamoon mooy Mambala bi nekkoon si noir bi ngay wax. ci néeg bu lëndëm bi. mais boobu gëj naa génn daw ma làmb daw ma fenn. nga làqatu rek. waaw ma làqatu liggéey bi ma ñëwee premier signature bi jour combat naar sokaas la ak dóoru moteur. si la ma booy bi gisee. dafa ma gisee ba ma xam ne kii dafa ma gisee tiit énervé wu. commencé daggi saa affaire yooyu ma xam ne affaire làmb la fi mu toll man aay boobu daal tolloon naa fa doon ko jàng. lijjantiwu ma ko bi ma ñëwee ma xool gars yi ma ne leen booy bii de wax dëgg yàlla waruma bëre moom poids bi ma yor ñu ne maa kon xam nga loolu ma leen yaa ngi màgg ci làmb léegi. ñu waxtaan suñu biir maa ngi yóbboon si man ak moom 118 kilos. mais maa ngi bëri jëy 104 kilos. ok nga wàññi lu bari. waaw mais wàññi poids bu toll noonu metti na de. damay xëy ànd ak Omar Fall Ginte moo ànd ak Eumeu Sène moom moo tax ma xamante ak Eumeu Sène. moo ma sotti galaaj ñi moo ko Omar Thiam affaire yooyu quoi mooy xëy toogoo mu woo Kanji te mu yoroon Fass Gris Bordeaux. Kanji boxeur. waaw mu woo Kanji ñu toog waxtaanee li ñuy waxtaanee ba pare man damay xëy fajar gi. dem entraînement ba pare soo ko jow ay 6h dem yeewi Kanji këram. kon ñu la déggee fiñ bi. su ma ko yeewee ànd ak moom ñu dugg Malibu. bu demee terrain basket bi foofu noonu kon ñu la déggee. mu defloo ma ay endurance yu baax. ma takk gaa ba pare su ma fa jógee Omar Fall ak booy bu ma àndal dañuy dawlu moto bi. ma jógee Malibu ba gàddaay dama koy daw télé bi. pour wàññi rek. pour wàññi metti na. ñu tere ma pat bi di ma jox ay fruits may lekk ay pomme ak affaire yooyu quoi. régime bu metti. waaw di ma jox orange yi nga xam ne dañu ma ko doon teree guddi gi. ma di ko lekk affaire yooyu parce que wërsëg moo yemu ci làmb mais Balla Gaye ak Modou Lo état bi ñuy dund état boobu laay dund. parce que làmb lu ma ci gan. war naa mën a xam carrément li ma arrangé ak li ma arrangé wul. léegi professionnel nga ci mbir. voilà. léegi loolu mooy sa retour. boobu retour la waaw retour la moom ak Tapha Mbeur. voilà dinañ ci ñëwaat. parce que ci retour boobu. mais ni mu ko daanee déjà. waaw ni mu ko. waaw ni mu ko daanee mooy xam mooy li ko ñu xool loolu. voilà waaw. ayca arbitre sifflé na. waaw arbitre dafa sifflé ma wàcc tolloog moom parce que instant yii dañu amoon xeexal ak moom. mais bi ma wàccee tolloog moom dama wàcc ne nii rek gis mu xool suuf xam nga mbër moom. loxo yi mun nay blanché mais mbër boo bët yi ngay xool xam. kii li mu bëgg a def intention li lu mu mu bëgg a def. dama wàcc pour bagaara moom dama wàcc rek gis booy bi xool sama catu tëstan bi suuf. nga xam daa bëgg a sulli ma xam ne kii dafa ma bëgg a dafay song si quoi. man maa indiwaat sama bopp nee naa xeex ak moom benn parce que su ma xeex ak moom ñaari te kii dafa ma pare pour jësi ma. daf may egg fu sori wala yooyu noonu. ma benn rek moom mu dóor gauche droite dóor ma gauche droite mooy bëgg na man tey ma fay gauche droite mu jësi ma. mu jël si la waaw ma xam ne kii damier bi mu teg mooy sexal la benn dagg deux. du ma ko nangu. xam la ma continuer di benn rek moom man tamit di ko dàq. na génn saako yi ma jaxase ko public bi wala mu def li mu bëgg a def. moo waral bi muy ñëw ma dama ko gis. day ñëw rek moom ngoobu ko dajeeg moom. rogante ko. waaw xam nga rogante yi. rogante boo dee sa doom ba pare. kuy boot kay xam nga luy rogante. ku ñu boot neel ngóobu rek. waaw dafa ñëw ma ngoobu ko téye ko ba pare. ngoobu rek soo ko rogante. sigéeg moom mais booy seetaan da nga naan Mame Balla ma ngay maye. fekk du maye li ñuy faral di wax ci Modou Lo ak Sa Thiès balaa ñoo daan def erreur. lamb noonu la dam yee la da ngay maye benn. ci biir maye benn bi nag da nga ko sexal. waaw da nga ko sexal waaw. bi ma ko sexalee mu jël. moom caxabal lay yaakaar. moo tax mu toog si assise bi bi mu yaakaar caxabal ma lon ko galgal. mu jeex. bi ma la koy galgal moom day jàpp ne moom damay bitandi. ma xëcc triceps bi ma tëdd ci. wañ ko loolu mooy retour bi. macha allah bii mooy retour bi. gis nga ni mu ko décortiquer ak ni mu bëree xale bi. da lay wan ne bokkuñu expérience ñoom ñaar. tolluwuñu génération ñoom ñaar. jël naa la rek pour bëre. jël naa la pour bëre parce que série noire laa nekk. waaw xam nga Tapha Mbeur dafa dooj. mbër mu dooj ak jigéen ju dooj a yem. mën nañ daje ku leen mag. dëgg la. mbër mu dooj mën na bëre ku ne. te Tapha Mbeur dafa dooj. waaye boo gisee kii moom boo xamoon ne entraîneur am lay bëreel. déjà kii liir na ko. liir na ko bu yàgg. gis nga bi mu ne ko caf ngóobu ko. parce que ngóobu buñ la ngóoboo
dootoo dem. te lecture bi sax alaaji ngañ. waaw mi ngi commencé ca jàkkaarloo. ca jàkkaarloo ba wala la mu ko xoolee booy bi xool énervé. boppam booy bi énervé mu ni leen poids bii ma yor. waruma ko bëree ak sama dama ko adversaire. waaw parce que dafa war a wàññi. Dafa war a parce wàññi. que vivacité. voilà rapidité. ak réflexe. loolu la waroon yóbbu ci combat boobu. très bien. parce que Donc ñett foofu la yooyu njàngat bi commencé. ñett yooyu la waroon yóbbu ci làmb combat ji soog a door. boobu. ci bi ma ko xoolee la xam ne kii poids bi moo may dimbali ci moom. te ci su combat ma bi di sax foofu la jeexee sax. ci vivacité fa la ak jeexee la ci vivacité rapidité. Voilà. ak réflexe. parce que réflexe bi mooy d'abord da doon ñëw nga jiitu ko fa. waaw. au drapeau la te xamul ne ñëw yaa nga sa drapeau ba. nga ànd ak moom mu jóg. ci ay bëtam. ci ay bëtam. la liir ni kii day ñëw. mooy fi mu jaar rek ci làmb ñi fi mu jaar. loolu mooy retour bi. dafa bëri ak Zarko. combat bu rëy. malheureusement que xëy na duñ ko mën a seetaan. waaye ak Zarko. way combat bu rëy. Iba Mar fees yaa del. yaa ko animé woon. wax nga dëgg. hôtel teeru bi. Hôtel Teeru bi Iba wax nga Mar dëgg. fees del. niveau boobu. et puis combat bu neex lañ. ah non déggoo li ma la wax combat bu metti sax. derby la woon ñoom ñaar moog Zarko ndax Zarko fa mu toll woon kii toll woon fa ñu boole leen après nga jóge fa commencé wàcc diggante boobu lan la woon bien vrai que am na loo expliqué mais lan nga doon sentir ci sa mbër lan ni moo la manqué. waaw moo la manqué woon à part succès bi yooyu wax nañ ko xam nga voilà. loolu. waaw méthode pour nga toj yeex bi tey dinaa ko def quoi. waaw toj ko waay toj parce que chaque jour nit journaliste lañ ma koy laaj ci jéeg yooyu noonu. mais waaw. xam nga dafa tàmm ngay wax dara. waaw ñuy commentaire wala ñuy seetaan dañuy yaakaar ne kii dafa bëgg ku ko yërëm wala yooyu noonu quoi. déedéet man xam naa def naa erreur de jeunesse sama bopp. mais erreur de jeunesse bi ma ko defee sama bopp ba pare bi ma jugaatee sama bopp. li nga ma laaj noonu mun naa ne Paala mu may dégg. dem na Màkk ba ñëw. yàlla dem demati. père Babou mooy dégg. mosagul dem Màkk yàlla dem. amiin fan. yaa naa leen yóbbu sax man. amiin waaw amiin loolu yéene la. jël naa avance. ànd ak Paala. jubali Pikine. tribunal Pikine. di fay ay location. parce que mooy fi ma déparé sànq rek man dama dëgg ak sama jabar ak sama yaay. ak samay doom. bu ñu xëyee dañuy ndékki dañuy añ dañuy reer. njaboot. te boo jàngee alxuraan dañ naan la looy jox sa njaboot na nekk lu lew. waaw ñu may la ko si xol bu sedd guy. moo gën nga dem lijjantee ko sax si neneen. comprendre nga. bu weer dee nga fay war a fay location. li fi ma déparé sànq si biir wax ji man la alxuraan ak xasida moo nekk suñu dënn moo nekk suñu yaram mais du métier. tey lu ñu am nit ñu baax ñi yàlla booleel benn saa ñoo ci jàpp. kon tey benn saa nii sama dernière défaite bi mu mujjee am. billaahi wallaahi wal kitaabi ak sama combat bi ma jëm nii bëgg si ndam bu dee li may wax du dëgg yàlla moo ko suñu borom defal. bu ma jëlee avance bi maa Paala ñoo ànd mu nekk 3e fois ma dem fayoo ko location. ngay régulariser rek. ma dem liñ ma njëkk a jox laa ma dem fayoo ko location. duggee sama kër 80 000. 80 000 yi ma def 2 jours mu jeex. ma dese combat bi la tànga xaalis bee di ñëwaat fekk benn saa damaa am lu ma ñamale woon rek ma dem motal lépp. man kër moomu sonal. sant yàlla laa koy def. ay ko xam kër. sant yàlla laa koy def li ñaan balaa ngaa xam sa baay li mu doon daj nga màgg. dama nekk benn loxo. sama kër ñi fa nekk ñëpp ku ma si joxul doo ma jox du sama jabar du sama doom du sama yaay du kenn. sama yaay sax léeg-léeg mu yërëm ma di ma jox ma ne ko noonu. mairie waaw côté noonu. waaw mairie. loolu xolu waajur loolu boo ko yoree tey benn saa damay jël combat. ku deeg sa bàmmeel. nit ku nekk di nga relais sa ndoxo ndeyjoor bii nii tëdd yàlla na yéex. mais billahi wallahi damay jël combat. Paala du ci ànd. ñamay sotti galaaj Paala lañ njëkk a woone ko combat bi duñ ko jël. mais man damay wiiri dem jël combat bi wéy loxo Paala. waaw damay jël avance te Paala du ko yëg te mooy sama ménagère. bu waxee ma ne ko Paala ma ne ko man lambu laa yaakaar. te lii ci la ma suñu borom di may te saa bi ñu toll nii mënu maa toog problème bi ma nekk damay lijjanti sama bopp. kër ga metti très bien li tax ma ñëw ci foofu. ca njëlbeen ba daf ko wax. alxuraan ak xasida moo nekk suma dënd. su ma baay su ma pap su ma avant ma daan reer daf may tarloo alxuraan. balaa may añ ma tarloo ma alxuraan. caaya laa daan sol. caaya laa la may exiger ma sol ko. sa mbaa bu fekkee sama tubéy. fekkewul sa tubéy xam nga loolu lu muy indi. waajur mu ne booy jëmbat sa doom jëmbat ko
jëmbat ko rek. jëmbatun bu baax. ndax xamoo sa bakken. tey jii jom jooju. moom laa lay wax xam nga moom dafa bokk ci xale yi may échanger. ci ay yeneen affaire moom xam na. bari na bari ci làmb damay échanger bi mais nit du ko xam. dëgg la mais kii def ci bokk. dama xam moo tax ma bëggoon mu ñëw ci loolu. dëgg la jomam moo tax mu ne dafa bëggul wax pour ñu yërëm ko. déedéet dama bëgg a wax ne leen ne. làmb ji récupéré na ñu bari. l'état. état bi làmb ji mi ngi liggéey ci social lu bari. état bi dama leen bëgg a wax ne leen. xale yi am nañu jom. kon li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne moo leen di may dara. dañ leen ci jàppale rek. nañ ci jublu. dañ leen ci jàppale rek. waaye nag na fekk làmb tamit ci bopp El Hadj Malick. mel ni nu war a mel. c'est ça doxee nu nu war a doxee. parce que tamit nit ki bu fekkee ne da nga bëgg mu defar la day fekk bu xoolee ci yow xam ne boo amee doo yàq nag. te doo yàqle. kon làmb nañu jubbantuku te xam ne état bi aussi xam ne làmb récupéré na xale yu bari. mi ngi nii am na ñoo xam ne nee na moom ñoo ma nekkoon tey mu ngi leen di ñaanal ñu génn ci loxo. kon làmb social bi ñuy wax. làmbaa ngi ci. et puis nitu jom la réinsertion waaw moom laa la wax. réinsertion responsable la. responsable parce que dafa yor njaboot. waajur da ko bàyyi leen dundal. déggoo li mu la wax. sëñ Abdou Hakim waajuram xam na li ne ci moom jàng na alxuraan. te njabootam du leen yóbbul lu lewul. làmbaa fi ne am na doole nee na wa xale la waaw. mu dem gëm làmbam. ndax moom fi mu màggee. ci kanamu ñoom Baboye ak kanamu ñoom Boy Seye ak kanamu ñoom Malal. mais xam na ni ñii lii ñu gëm moo leen yor ba léegi. mu gëm loolu. c'est important c'est important en tout cas xale la bu nga xam ne li mu wax nii ku ko dégg xam ni nit ku am jom la ku xam fu muy teg tànkam la léegi ñu proposer ko mbër xëy na ci encadrement am dañuy wax ne kii bokkul ci plan de carrière am waru ko jël. mais moom lay tax mu jël mbër ma nekk fa di calculer ay plan de carrière ak ay kii sama adversaire la ak du sama adversaire rek sama nawle la ak du sama. da nga am combat booy indiwaat mbal la. waaw dama am bu may indiwaat. waaw indiwaat ko après ñu ñëwaat jógee gu foofu. loolu day wane ni moment bi muy rocceeku di jëli avance. peut-être mi ngi bàyyi situation bu nga xamante nii ci kër ga foog mu régler ko. waaw foog mu régler ko. te kenn du la ko jox. sa ñaq moo la ko war a jox lu lew moo la ko war a jox. mu ni bàyyil ma rocceeku jël ko régler ci sumay problème dem bëre ji donc c'est loolu dafa noble daal te maanaam alal jooju say dafa barkeel maanaam boo ko joxee sa njaboot bu ñu ko lekkee day rees sa jàmm parce que alal la ju nga xam ne sa ñaq ak sa doole moo la ko may c'est important te li muy wax nii man dama ci xam dara njaboot bu nga xamante ni nii li nga yor ci sa biir kër yëpp yow yaa koy rey benn loxo nga kenn du la dimbali loolu dafa metti donc lu am solo lay wax ni alors bëre na également ak Djeylani Pouye loolu c'est un peu boobu yàgg na tuuti mais dañ leen di jox combat boobu pour wan leen ndaanaan gi mu doon parce que Djeylani ku ko xam ne ndaanaan la te dafa donn bëre gi mën a bëre ba actuellement nii ma nga nekk ci réewum Suisse di fa def lutte suisse ba nekk fa un grand champion reconnu par l'état suisse moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax dañuy indi digganteem ak Djeylani Pouye. waaye Mame Balla mel na ni day dem dóor na dóor bi mooy na Mame Balla Djeylani dóoraat na la Mame Balla Djeylani dóoraat na la tëgg gisoo ko Mame Balla ak Djeylani Mame Balla ngay bëree tudd Mame Balla yaa ngi bëree xol ndax nag lay daan na ko na Moustapha Gueye daane woon Lac de Guiers bii eggul waaye bële am na woon Mame Balla daan na. merci beaucoup sa diggante ak Djeylani ñu bëri fàtte woon nañu combat. mais yaa ko luqati jox ma tegal ko gars yi. waaw ça veut dire que yow yaa ngi archivé au moins sa ay combat. waaw man moom instant bi toll nii même suñu lambu 2010 sax. boo ñëwee sama kër mu wol la ko. très bien. waaw man moom. mbër day am archive yàlla dafa doog comme li père di wax damay changé ak ñoom. ñu mel ni yéen tamit ak ñoom Ibakan. Ibakan su maa ngi ko nuyu bu baax ma nekkee ba Italie. moom tamit waaw
bokk na si ñi nga xamante ni benn saa nii xam nga moom tamit sama carrière génn si. moom Père Bécaye Mbaye bu baax ak Lamine Samba maa leen nuyu bu baax. macha allah parce que Lamine ñu koy nuyu sama doom ndey. yéen ñii moom seen liggéey fu nit àgg rek yéen a tax ma àgg fa. parce que tey invité bi ma invité fii nii am na ñu ma xam carrément mais am na ñoo xam ne bi ñu commencé dund làmb ak léegi si 2 ans 3 ans la. tey xamuñu woon passage Mame Balla quoi. même ñi am 6 ans. waaw. même 6 ans ci làmb. parce que làmb chaque jour mu indi amateur yu bees affaire yooyu moo loolu. du ñu xam au fond li nekk si ren bi quoi xam nga. moo tax yéen di leen sori di leen jege baax na trop quoi. xam nga et boo puis gisee li ngay dund ak jafe-jafe yi nga traversé ñun buñ la waxloowul doo ko wax. parce que li tax alaaji ngeen jox ma Moussa bi léegi dafa sentir ni sa xol mi ngi commencé. waaw sori na waaw xol bi sori na waaw xol bi sori na ndax jooyu xol la def sax. c'est normal waaw c'est normal ci responsable loolooy wane responsabilité am. gis nga El Hadj Malick combat yi nga indi léegi. moog Jeylaane. day wane ne adversaire yi muy jël. circonstance sax mu leen di jël. moo tax adversaires yi aussi foog ñu respecté ko. parce que xale yi muy bëreel nii xamuñu Jeylaani. waaw mosuñu gis ngeen bu Jeylaani. pour te dire. moo tax ñuy indi di ñëw. parce que émission bi li ko tax a jóg arène sénégalaise mooy ressuscité waat nit ki. ñu xam ne nag bàyyi sëkk jëf yi. bàyyi sëkk jëf. wallaahi Zallo sax war na ñëw fii. wallaahi ñu visité waat. carrière loolu El Hadj Malick préparé ko. dinaa ko préparé incha allah. ñu revisité waat Zallo ba. revisité waat ay Mbaye Diouf. revisité waat même Cech mi bàyyi làmb. arène sénégalaise bàyyiwul dara. Zallo Mouhamed Ali bi boobu. addunaa yëngatu. dégg nga. oui. du mbokk boobu rek adduna ñoo yëngatu. Zallo Mouhamed Ali. waaw Zallo Ali oui. addunaa jóg. non ak Zallo ak ni Zal tolloo nag nu Mouhamed Ali toll. waaye ak Zallo Ndiaga Diop. Zallo Ndiaga Diop. combat bu rëy noonu démb Diop kenn mos ko gis. non Zallo mu doxantu ni rek nga gis ab domino mu romb la nga gis kii derrière gis lépp. cum. amul benn mbër bool bu ko mën a macha mel allah. ñooñu ñëpp dañ leen war a indi pour xale yi xam ne. làmb jamono la rek temps la. waaye nag rek defal li waaye nag moom mi vraiment le fait que mu ressaisir waat. waaw benn Mame Balla ñëw lu ko. voilà. parce que dafa mel ni la mu defoon ci carrière am yëpp. da ko bëgg a dëxëñ teg ci ginnaaw. commencer une nouvelle carrière. te loolu dafa am solo. muy Mame Balla bu bees. bu nekk ci ay loxo yu wóor. war a ñëw nag dabul li ko rëcc. gis nga parce que ndaw la mi ngi ci làmb ay nawlee ma fi nekk te fi ñu egg ak li ñu am ci teraanga ci làmb war na ko mën a am. dëgg la gëm-gëm rek la. waaw gëm-gëm la parce que boo melee ni ku mel ni gis nga booy bi ma àndal nii. du mbër jour la Hamidou. mais moom ak booy yi muy àndal groupe yëpp su ma waxee rek tudd naa ñoom ñëpp. chaque fajar dañuy ànd dem géej ñoom li ñuy entraîné jour yi man dama koy entraîné. bokk la sama entraînement bopp. riij bi am. maa ngi ko nuyu bu baax muy fii nii côté campé affaire noonu quoi. entraînement yi ñu entraîné rythme bii. day jël matériel di ma entraîné. très bien. sport yëpp dama koy suivre. mais pour nga complet parce que làmb dafa nekk maanaam addition wu. sport yu bëri. damay fàttaliku rek Eumeu Sène bi mu demee France. di entraîné ji ma fekk ko fa. mu nekk ci loxo ñoom Mohamed Ali Ndiaye ak ñoom Bakayoko musculature ak ay tubaab yi nga xam ñoo ko yoroon boxe et tout. Eumeu dañ ko doon daw la ba si ak mu ni mais man ñii luñ may entraîné loo man du ma athlète. man mbër laa. fekk boobu am na lu ñuy liggéey ci moom. lu bokkul ak mbër gi. parce que mbër dafa am leneen lu mu war a àndal. te loolu mi ngi ci footballeur bi mi ngi ci rugbyman bi mi ngi ci boxeur bi mi ngi ci judoka bi da nga war a complet. mbër dafa war a complet. mun ngaa ñëw suñu borom may la nga bëre seconde. wala 1 minute wala 2 minutes mun ngaa ñëw dem 2e round. da ngay dem rek li ñu naan lamb. da ngay dem di lamb rek. waaw bul xam samay course dañaa ma nii ak nii man ma entraîné nii ak nii mais xaw ma lu ma koy fekk. léeg-léeg nga ça dépend nag ci adversaire bi ngay dajeel. léeg-léeg nga séentu gaaw. mu yàgg lool. mu yàgg lool. waaw waaw boobaa nag benn saa nii ci ngay rëccu. moo war a benn saa nii entraîneur ba woo koŋ def li nga war a def. toj xol bi. li ci des nga teg ko ci loxo yàlla suñu borom ak sa gëm-gëm ak sa jom. condition physique bu wóor. bu wóor. parce que làmb du benn fan du ñaari fan. te foo la waaye ku daanu rus. ku daanu rus. maa la wax loolu. alors ñu indiwaat beneen combat Alaaji Ngagne muy digganteem ak un grand champion nga tudd ko léegi. Moussa Ndoye. Moussa Ndoye waaw xale bi daan na Moussa Ndoye. waaw. jox ñu combat Moussa Ndoye Mame Balla.
téere ba ñu ngi lewtoo ci kaw waaw Mame Balla Moussa Ndoye Mame Balla Moussa Ndoye ndeysaan ñu ngi jaayante doole nag ndeysaan bëree miti jom rek Mame Balla nga mboot na caxabal ba mboot na galgal laay lay la xatar bi laay lay la xatar bi gal xalfar bi laay lay la Mame Balla ay waay Mame Balla waay Mame Balla dafa tere jaloore Mame Balla sa diggante ak Moussa Ndoye alors ñu bëri du ñu fàttaliku combat bi waaw te Moussa Ndoye ak fi mu toll ci làmb tey ak li mu représenté ci làmb ku ñu ni daan nga ko mais dëgg-dëgg ndaanaan xam nga lu tax duñ ko fàttaliku. parce que dafa dajeeg Moussa Ndoye daan Moussa Ndoye. Moussa Ndoye revigoré wu. te moom revigoré wul. voilà Moussa déclenché. déclenché te moom déclenché wul. voilà. waaw sama combat bu Moussa Ndoye ak sama combat ak Jelaani ñoo toblante quoi. bi combat bi amee Manga moo ko tëgg moo ñoom ancien courrier seen kuréel gi. bi ma joxee avance tombeeg ñu ngi ko jox weeru koor lamb ji tijji su ma juumul dañ ne baabu moo yoroon Moussa Ndoye léegi ay këyitam tardé. waaw ñu war a régulariser combat bi léegi ñu leen di xaar xaw ma ñàmbe di leen xaar ba avant këyit yi ñëw ñu dugal yeneen promoteur gars yi jël date yi. ñu yóbbu ma 16 mai. pousse combat bi. waaw 16 mai plus koor gi nga jëloon. presque 3 mois avant saison bi ak mois boobu noonu plus ñu yóbbuwaat le 16 mai. day metti quoi presque dem naa 1 an et quelque. Moussa Ndoye nag jamono jooju suñu borom maa ngi ko nuyu bu baax. wax dëgg yàlla ba nii bu ñu dajee stade la bi ñu mujjee dajee stade da Mame Balla mu ne ma da ngay nekk champion ci làmb ji man ko ma daan champion ngay doon. wallaay. yàggul dara bi ma ko waxee jour combat Bébé Saloum ak Franc. ku ñàkk bokk fu ñu toog waaw ku ñàkk ki ñaanu maa ngi ko nuyu bu baax. bi ma jëlee bi loolu amee noonu ñu dawal affaire bi Moussa Ndoye dugg ci àll bi dugg adressé woon temps mu ci mbapat bi daf comme rek të. waaw dafa woo koŋ. man daal damay toog xëy rek gars yi indi benn journal Moussa Ndoye moo jël seet nag yi barki démb. mu jigi ñi ma doon ànd sax dama leen commencé di tàkk seen kaw. da man kii la muy am man lijjantiwuma ko. sama yoon nekku ci. man lii tiitaluma te lii encouragé wu ma xam lu ngeen war a def ngeen xool man li nekk si man. baax na wala baaxul. parce que instant bi ma jël combat bi bëgguñu ma jël ko. da nga nekk si dynamique kii séeréer nangam ak nangam expliqué ma jël mais waxi sew yi may dégg. damay physique ba sonn ba ànd ak bàyyi sonn bu gars yi ñibbee su ma ñëwee sama gaale damay dóoraat. parce que lii ñëw après coono. voilà. loolu mooy condition physique loolu mooy des. ce qui vient après la fatigue. mais bu dee boo sonnee rek bàyyi saa yoo eggee ci niveau boobu da ngay jeexal. mais bu dee da nga sonn continuer tegaat ci leneen la nga ciy teg loolooy des ci yow. moo lay may résistance. voilà. parce que boo xoolee jamono jooju Père Bécaye Mbaye sax. maa ngi ko nuyu bu baax. dem na ba ñoom Paala mu ne yéen dafa mel da ngeen tere sama booy bi nag borom top 5. loolu ni yàkkamti yoonam ni. wallaay. dafaa ngeen ñu daje 2S signature bi mu ne ma booy combat bi nga jël 10 na de. Moussa Ndoye maa ngi sol benn gañ laa dafaa ngeen mag mu ne combat bi nga jël 10 na de. booy Moussa Ndoye ma ne ko dinaa ko daan bu soobee yàlla. parce que loolu laa gëm. gëm-gëm la. moo ñëw suñu borom ànd ak man. du combat bi rek jëli bi rek la ñuy wane quoi. mais dama ko duma sax. ren xeex. dama ko duma sëkkatal ko parce que jamono jooju kii muy rapporté muy déglu ay émission buy wax daan Mame Balla bu arbitre sifflé day mel ni baabooy sa kaw. ma jël loolu taf si sama bopp. wallaay. def ko sama ginnaaw bu arbitre sifflé mooy def noonu dama lay sëkkatal. sëkkatal du ma la may nga xalaat. bagaar su bagaar bi méttee boo dawee ñëw moo loolu ñaar 2 pieds laay bëri. te loolu moo waral benn sens booy xool combat bi jàpp lonku galgal soo ko mbot loolu daanu Moussa Ndoye mais dafa fekk benn sens ma indi ko ci 50% yi. dafa jël ay uppercut ba pare. ba sonn wala mu leer ma ne kii wàññeeku na. ma soo ko def nii gars yi naan entraîneur yi yuuxu mais man boobu xam naa ne kii wàññeeku na. parce que xam naa ne sama loxo fi muy dal fii muy bunta yi am. boo dóoree say kentoo fu mu dal di nga xam ndax dal na. waaw di nga xam baax na wala baaxul. lu mu fa fekk waaw. waaw parce que am na combat boo xam ne boo ko jëlee rek coolu bu baree rek. boo dee gor rek. war ngaa xam ne lay xaar quoi. c'est ça nga wàññi dooleem. waaw. mais gis naa ay combat léeg-léeg da nga daan fii laa ko jëlee ci coono bon xaalis ban combat nga xam ne bii gàllaaj gi jàpp na la. wala combat bii tey gàllaaj la. wala nekkoo waaw nekkuma. ak lan nga sentir ban combat nga xool ne combat bi daal tey. sama yaram daal waaw saful waaw. non man moom mun naa ne fu may waxee du question jàpp wala yu noonu. waaw
loolu li nga wax nii dinaa la soxal benn mus na ma dal benn mais combat yi ma ñàkk damay xam ne fa ma war a dem ma fa kii sama morom nawle la kii mu àndal nii sama combat bu mu mujjee ñàkk ma Tafa Boy Bambara maa ngi sarax moom ak Malick ñu ànd dem Fora am affaire yu ñu may wutal waaw daje fa keneen beneen pël mu wax leen sarax yoo xam ne man maa ngi fooy sarax bi ñu ñëw di ma ko wax man leen fooy bàyyi nii maa ngi sarax yi wan leen ko mais xaalis amu fi billaahi wallaahi wa taala muy nii di ma dégg léegi ma wax ko de danaa leen bëri yi léegi nga toll ci combat fu nga toll sarax ba war a daan sa adversaire doo am sax loo ko génne sarax day daan adversaire sarax mooy làmb saraxay làmb saraxay làmb sarax mooy làmb loolu nag loolu xanaa ma jàng ci da ngay am da ngay gis jël bi ñu ne la jël bi li koy fànq mooy sarax bii sarax am na laajal Eumeu Sène Modou Lo sarax fasu course ba mu saraxee mooy combat bu njëkk ba fasu course mooy nag yaa ngi bëgg a indi fasu course lu mu dee 3 millions 4 millions lay moom la génne bisu làmb ci kay gisoo ko si buntu këram mooy fas woowu ñu fa gisoon waaw ñu yëkkati tànk yi nii làmb dafa am di ngeen ci dem ba ñaata foqar ñi jël non ça dépasse sarax yi sama combat bi passé moom wax dëgg yàlla sama papa mayel mooy dégg damaa génnee bi may dem làmb ji lu mu gàtt bàyyi naa sama néeg lu tasaaroo bi ma ñëwee ba dajale naa ay 400 et quelques mille si xaalis sarax bu ñëw ma la ayca bu ñëw damay valider xaalis am na sarax bu ñëw damay valider ay 400 ay 500 mille sarax bu ñëw damay valider dañu wax ma leen ayca dem leen jënd mais sama combat Tafa Boy Bambara booy baa ngi nii di ma gis dañoo dem Fora am lu ñu may wutal benn meew ñëw daje fa ak benn pël ñu ne ko ñaanal suñu mbëri mu wax leen sarax yoo xamante ne biñ ñëwee dañoo ñëw di ma wax ma leen fooy bàyyi nii yor naa sarax mais xaalis moo fi amoon kon yow léegi sentir nga dara sa yaram mbala sa xel dafa ne ci sarax bi ba nga daan non sama xel man parce que bi nga demee loo yëg parce que xamul lu may bëriwaale man damay bëriwaale ne xaalis bi bu ma ko jotee sama waajur laa ko jox sama doom laa ko jox sama jabar laa ko jox bu julli jotee ma julli gàllaaju njëkk yi waaw bu ñaan jotee ma ñaan ndégam lii ma leen jox nii mu lew ma sama ñax yàlla ma yàlla may ndam man fa laa ko teg waaw léegi ma ne est-ce que yëg nga ne gàllaaj jàpp na la ci combat sama combat ak Boy Bawal waaw Père Balla Gaye yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw bi ma bëree combat ba pare am na ay jafe-jafe yoo xam ne maa ngi woon diggante Touba ak Nasru xam nga Nasru kër kii sëñ Abdou Kim waaw maa ngi woon foofu noonu di faju ma dellu samay mbokk am koo xam ne daanaka ma doon jàngal ma dem fa ñu may def jox ay bagage yoo xam ne nii bu tàkkusaan jotee suñu may woo pour ma dem dafay mel ni ku ñuy yóbbu hôpital di la piqûre te ñëwee piqûre parce que su ma ko jëlee tellement ti sóoli yi après ni may mujjee li may génnee mu ne ma nekkul ci combat bi maanaam lu yàgg la ci yow. ok daf la topp ba ci combat bi mu soog a feeñ. bëri dangereux la daf la topp. or moo ma boot écrit Balla Gaye moo ma boot ñu yóbbu ma géej keroog fépp fu ma am karaw sama yaram rek ñu baal ma si kàddu gi daggal nañ ko pour ma tisooli mais mënul nekk. pour nga tisooli rek. Ibakan moom tamit moom mooy dégg suñu lamb man lu may wax loolu day am seede. bi ma nekkee fa ba ma woo di ma interview da ne ma damaa jot Père Balla Gaye mu ne ma maam Balla bi ma gis nii de kii de dootul bëriwaat kii day bàyyi bëri. après combat bi. semaine bi ma bëree ba avant jour bi dellusiwaat. mais yegg ci jour combat bi loo sentir yow. non jour combat bi sentiruma dara. waaw. man sentiruma dara. am nga confiance. am naa confiance bëre naa. daan nañ ma sentiruma dara. mais bi ma ñibbisee nag. bi ma ñibbisee laa am ay problème. ok. talatoo woon bëri faju nga taloo maam Balla dañuy tibb tànk bi nangam ak nangam. soo ma gisee sax doo ma xool émission lamb bu bay am wallahi lazim ma jàpp max di ko seetaan. parce que Seydina Mohamed. sa xel génn ci lamb. su lamb buy am man ma jàpp football di seetaan. bëggatoo ko xool. waaw dama demoon ba mel ni koo xam ne nii sama xel nekkul ci lamb man lamb laay bañ a dégg. xel mi la ñu naawtal. côté bu nekk di waxee nag ñu nekk di wax. nga xam ne ñii seen yéene la ñuy waxee mais man maa yee daal sama bopp. loolu wax nga dem Nasru. waaw parce que. sa xel a dellu. waaw parce que man fa laa xam quoi. sa xel a dellu. waaw xamul fa nga jëm dellu fa nga jóge woon. fa laa xam. fa laa xam ma dem Nasru ma dee foofu noonu nekk fa une semaine ci laay soog a woo Ibakan man maa ko woo sama bopp parce que xam naa dama woote sama kër ñu ne ma ñëpp a ngi fi ñëw Père Balla Gaye ñëwaat na fi 2 fois doomam Moussa ñëw na fi gars yi ñu ngi fi ñëw mais mënuñ leen wax fii nga nekk affaire yooyu man maa wootee sama bopp
Iba Kane mu ne mu laaj ma Mame Balla mbaa lépp jàmm ma ne waaw nice ñu bëggee moom Iba Kane mooy dégg de moo yor suñu làmb mooy directeur bi Iba Kane suñu waay la mu ne taalibe sëñ Babacar non xam nga nit booy wax dara day am archive day am seede quoi mu ne mais man Père Balla Gaye de mu ko dégg mu ne Mame Balla ma gis dootu bëriwaat waaw ma ne ko waaw parce que affaire yi moo dafa xaw a doy waar mais alhamdulilah sant yàlla mu encouragé ma ñaanal ma lamb garaaw na su ma ne woon man am na ñu bëri ñoo xam ne su ma ne woon Mame Balla day ñëwaat taxaw ci lamb bu bëree am ndam dañaan néew c'est pas vrai parce que boo demee ba Bercy di bëree canal di la wane TFM di la wane Bécaye Mbaye di ñëw sa kër ñoom Salif Bigué gars yi nekk ci lamb yëpp ku su nekk di ñëw sa kër nga dajale say victoire tege di dem extérieur di préparer sa combat di ñëwaat boo amul combat sax dem extérieur di ñëwaat loolu tey mënoo xàmmee kii la bëgg ak kii la bañ te man ak yow ñu jógandoo bokkandoo li ñuy dund tey suñu borom yëkkati la nga ñëw si télé bi macha allah yàlla na yokk ma ànd seeg yow damaa gëm yàlla rek loolu nag mooy jafe mooy gëm yàlla bi parce que moment yu difficile yooyu la yàlla di niital lu bari nag nga xam ñi la bëgg dëgg ak ñi la yéene dëgg parce que mbër day toog rek ñu dem indi ko ñëw laaj xaalis mu joxe xaalis ñu dem indi ko gàllaaj doo xam gàllaaj bi ba xam sax léeg-léeg doo xam fu mu jógee butéel bi loolu confiance nga ko joxe doomu aadama dëgg la maa ngi archive yoo xam ne sama téléphone damay wàcc aéroport ñu may sotti ay gàllaaj sama combat ak Zarko ndeysaan waaw ñu may sotti ay gàllaaj mais gàllaaj yi mun naa ne xam naa si ñaar mais xam naa si benn boo xam ne su ma koy xoolaat sama bopp damay xam ne bii nii butéel bii waroon naa kaa laajte mais lu ma ko teree laaj fu mu jógee ku la ko doon sotti non entourage entourage waxuma sa xarit ma wax la ki nga doon xam naa lamb moo yëmee lamb doo ñëw rek teg si digg bi di wax affaire yooyu quoi dañuy am na ci butéel bu nga xam ne daal ñaaw nga ci njort waaw mais après ngay xam après ngay comprendre après nag loolu boo dalee instant bi fii période bi nga nekk dynamique bi nga nekk nii day tax nga gën a vigilant kii daf may dégg chaque jour ma jël seede si moom sama combat passé laaj ko muy nii toog dañoo ñëw ñu indi ay butéel teg mu ne mën a ko tegal butéel yëpp tegal ne bi ma bëree pare bi ñu daanee ñoo ñëw gisaat ko ne ko lu ma leen waxoon nangam moo loolu mu ngi reetaan moom ma ne ko non garaawul nañ leen bàyyi rek ñu am mel jël butéel yi dem leen tijji ko ngeen tuur ko boobu yow xam nga butéel yi dem non butéel yooyu maanaam lu baax moo ci nekk mais daf fekk ma jël sama matuwaay gudd bi ma toll waaw moom laa wax njort gi waaw butéelu Malick ñaaw njort am na fu mu wax butéelu Malick Niang ba butéelu Malick Niang ba wax na ko fi waaw parce que du ma ñëw fii du ma ñëw point daanaka fi laa reere ba 2 heures du matin sama papa ma jàpp ci bu baax yëkkati 1 million jox booy ne ma lamb ci sama lamb la sama yaay moo ma jox butéel ak sama ñaari nit ñoo xam ne samay kóolóor lañ yeneen lépp sama papa may jox moo ma boole ñu ma ko jox du ma dem ba lamb ji du ma dem ba jour lamb ji di nangu di xajamal lamb ji di ko rax waaw di ko rax du ma ko def dama am sama fulla te màgg naa ci lépp du bëgg nag ma koy tudd ci yenn yi waaye nit am na koo xam ne koo xamul ni ko def nim la defa tax léegi daal li ñuy jàpp mooy maturité bi ñëw na xel parce que je pense que xam nga gëm naa ne day dabe xam nga lu tax gis nga bu la say morom rawee soo bëggee dabe da ngay duma xale yi ba pare alors mu jël Mbaye Gouy Gui waaw sa combat ak Mbaye Gouy Gui kaay ma wax la Mbaye Gouy Gui nag coow la de adversaire moom déjà moom dina ratatati ba nga ba non kaay ma wax la Mbaye Gouy Gui nee na moom la waaw Mbaye Gouy Gui rek nee na moom la de invité naa ko fii ci rajo bi parce que yow foog nga ñëw ci rajo bi aussi foog mu ñëw ci rajo bi waaw parce que Mbaye gi nga rajo bi Mbaye tamit foog mu yëg fii parce que ñoom ñaar seen combat non combat du ko dàq dëgg la combat du ko dàq wax na ko léegi bëri na moo par Pape Morlo Bercy donc mu nekk lu nga xamante ni moment bu extraordinaire la mais foofu El Hadj Malick dinaa la interrompre il faut ñu taxaw fa tuuti waaw Badiane oui Badiane làmb bu mu ko fàttee bu mu ko fàtte effectivement parce que jafe-jafe bu mu am tamit Bercy boobu ci la ko jëlee ku bari xam-xama ko ku làmb soxla instant yi ku am vision parce que réflexe et puis Badiane dafa boole les deux day yóbbu joueur daan tëgg làmb xale yu bari moo leen yóbbu Europe ñu foofu parce que mi ngi woon ci processus d'internationalisation de la lutte exportation de ban kan moo njëkk a tëgg làmb bëri door ci Europe ca France ca Bercy histoire da koy retenir Badiane production moo tax foog ñu koy waxtaane te yaakaar naa ne sax dañu am ak moom waxtaan ci expérience am nitu expérience la
bi mu fi indi drapeau France di ko tuddee Ama Baldé Baye Peul. xam nga ñu bari xamuñu woon lu mu ci jublu. li nga wax lii internationalisation de la lutte. waaw la lutte. parce que c'était pas évident. Ah oui. ñu yóbbu bëre dóor foofu parce que la législation française dañuy tere ngay dóorante à main nue. donc moom fexe na ba. yóbbu ko fa ba ñuy bëre fa te loolu l'histoire retiendra bi ma doon wax l'histoire da koy retenir. donc digganteem ak Pape Mor Lo à Bercy aussi combat la bu nga xamante ni dafa dugg ci sa archive. dugg ci lu nga xamante ni taarixu làmb la làmb du ko mës a fàtte. non làmb du ko mës a fàtte moom mooy comme la wax rek Badiane moom ku mel noonu man xam naa li ngay wax nii duñ mën a laal si góomba rek. waaye dañ koy ñaanal yàlla suñu borom mu ñëwaat ci làmb. bu ñëwaatul si làmb tamit ñu koy ñaanal ci yàlla lépp lu mu nekk loo xam ne lépp suñu borom tegal na ko ci loxo. la mu warloo woon ak yéen ñëpp respecté woon na ko. waaw lépp respecté woon na ko amoon na ay faq-faq. mais borom mooy Badiane nekk fi woon. am na ñu fi nekkoon pour l'instant nii dara lañ ci réew mi du ma tudd seen tur quoi. waaw xam nga la wax da ngay rafetlu da nga boo loolu. xam naa bu baax. waaw doo tudd seen tur. parce que ñun ñii ba ñuy dem man Pala laa yóbbu Max Mbergane moo yóbbu Sobeetu wala moo yóbbu Youssou Ndour. comprendre nga. mais CNG mayoon nañu benn mbër bu nekk ànd ak ñaari nit ñi ngay tuusal. ak ménagère bi signé contrat bi. ak entraîneur bi toog si banc bi mooy logique. gars yi dil ci biir. kenn ku si nekk benn personne nga. dañ ko fàq am na ñoo xam ne yóbbuñu nit. dañ ko fàq. Paala moom mooy dégg hôtel ba dañu fàq. Paala moom mooy dégg hôtel ba mu nekk. Omar maa ngi ko nuyu Omar Thiam. naa mu seetaan émission bu baax. Eumeu Sène moo tax mu xam ko. boo xoolee combat bu Eumeu Sène Modou Lô bu njëkk bi Eumeu Sène vert noir bi mu sol. ak dàll yi bi ñu koy jënd lépp sama kanam maa ko indi sama valise def naa ko sama gaale une semaine ma soog ko yóbbu. Omar Thiam moo ko jëndoon maa ko nuyu ku baax la. bi ñu eggee moo jëndal Maxime Bergane moom mooy dégg moo ko wutal téléphone bu ndaw wutal ko piis Père Balla Gaye ménagère yi ñëpp. man maa leen ko présenté mu leen wutal piis ñu mën a woote seen njaboot léegi daal. ku mu warloo woon ki ñu déplacé fii. bi ñu demee taxaw nañ ci hôtel ñoom 2 heures de temps. man ma dem 78 comme Dakar Tamba ñëwaat. fekk leen ñu taxaw parce que am na lu ñu loolu mooy li ma expliqué 4 personnes yi ñu waroon àndal. pour accompagnement yi. ñu daje fii nii en face TFM sur rond point bi. ñu leen ni ñuy wax ay ndekki ñu naan fii ku ndekki 40 000 laa nga fa royu noonu. man ma xam nu mu dayee dañuy dox si maa nu bëri ma laaj samay 40 000 télépath. tourné woon nañu film ñu tourné film bi. am na benn gel boo xam ne moo yoon Bercy beeg yooyu noonu yëpp xam nga yooyu kooku waa këram dañoo mujj am fulla mujjul dem. li ci laxasu bàyyi na si ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon yor affaire boobu noonu mais pour l'instant ay kilifa lañ. waaw te nit ku nekk rek xam nga amul sutura waaw moo loolu. mais Badiane nekku fi woon mais moom mu ngi woon France ñoom ñoo doon affaire bi. Orange bu France mun naa sponsoriser les lamb ji. jox ñu ay blouson yu noir def ci Orange bu France. xanaa te jamono ji Orange bii di ñu naan boo xaymaa muy jox Gaston 600 millions. te boobu mooy kilifam waaw te boobu mooy kilifam 600 millions 500 millions. kon kee nekk kilifam. France lamb ji canal di ko wane en direct tamit. bokk ci sponsor yi. kon lamb jooju nga war xam ne yaa quelque chose. du lu ndaw man boobu nekk na mooy sama 5e voyage. ba mu eggee France ñuy del passeport gars yi man lii. sama document la su ma dajee police bi may laaj lii laay présenté. su ma doon daw kon du ma fii bii mooy sama 5e fois may dugg Europe. baale maag sama kayit ma dem dal ak Omar 78 paala woo ma jël si ko mu ne ma maam fii du ma lekk. hôtel bi ñu leen dalal hôtel bi gën a pauvre la. dama lay wax lu garaaw. paala bu may dégg Maxime Bergane mooy ñoom ñëpp Badiane deful dara. def na financement bi mais ñi mu bàyyiwoon fii ñoo doon business. parce que mënuñu leen dalal ñun mënuñu war a journée bi. ñu dem ba ñu dem ñu jël vol ñu dagal ñu gerte bëy. ñu dem Algérie def fa 5 heures de temps soo ko quitté. ñu ne ñoom Père Lamine Samba ñoo ànd ñu ne gars yi yëpp. galère ci yoon bi mais bi ñu wàccee dañoo wàcc Algérie gars yi wàcc Algérie di jaar na le mbër yi musul voyage yi gars yi kamantaan naa waa mbër gars yi ne man la ñu comprendre li ma doon kaas Sénégal moo ñëw. ñun billets yi ñu yor maanaam moins de 200 000 la dañoo teel a okkeel ay billets. ñun dañ fiy def 5 heures de temps soo ko quitté. retour bi tamit Kazale ka ne ko noonu Pape Dia yàlla na ko yàlla xare àjjana. ma ko Bombardier ñoo toog a mën a ma Bombardier. da ngay génnee sa euro dem jënd ci naari Algérie ndox pour naan ñu delloo seen ouvrier yoo xam ne amul la njariñ. mujj gi Bombardier moo génnee xaalis may dem di jënd di gérer ji mooy loolu ku grand bu baax. moom tamit bomb borom baax la. moom tamit li mu xam bari na trop ci làmb jooju mais waxul. parce que boo xoolee man ñi ma àndal tous
bi ma paree moom laa abal Bombardier ñu renforcer ko ñu tous. waaw boo paree moom laa abal ñu ànd ak Baboy doon renforcer ko tous. abalante ay éléments. dara matul woon. voilà en tout cas xam mu nekk expérience bi nga xam nga loolu dafa jaral leeral. pour xëy na buy amaat. wala ni mu amee moo tax ma ne la Badiane ku jar a félicité. ku jar a félicité la parce que loolu yëpp ci confiance la ko defee woon. ci confiance. non moom déglu ma la deful dara. ñi def dara ñu ngi fii mun naa la wax limal kenn mais sutura rek. dëgg la alors ce combat ak Mbaye Gouy Gui. yaa ngi ci préparation bi xamaguñu kañ la c'est vrai mais combat la bu la soxal. waaw combat boo xamante ni benn saa nii man comme li ma wax rek boo amee kilifa boo toogee buñ ne la nangam ak nangam boo xasee kilifa buñ ne waaw rek nga jël quoi. comme li nga expliqué léegi nga jël fi ay mbër yu dangereux sa carrière daan fi ay mbër yu ne. day wartoo am benn mbër booy xool li sama père wax ne heure bi war na fekk ngay xool si yeneen mbër yi. kon nga war a mën a xam ne kon tey làmb am na ñu demee. pour nga wane waat sa bopp. da ngay rebondir da ngay xool booy yi nga xam ne benn saa làmb yaakaar na leen. bi may jël Tapha Mbeur dama li tax ma sawar si. parce que musul daanu. ñu ne moom mu ngi si wetu victoire xaw ma te musul daanu ma leen koon baax na. Mbaye Gouy Gui tamit lu tax ma jël ko parce que mu ngi si benn dynamique. moo tax ma jël ko mais man tegu ma sama bët si Mbaye Gouy Gui. dama teg sama bët ci li nga xam ne benn saa nii am naa si cër ma dem jëli ko. li nga xam ne nii mooy làmb ji entraînement la. maa ngi def sama entraînement bu dul moom man damay entraîné. bu dee keneen tamit bu dee keneen tamit teyul damay entraîné damay def li ma war a def. su ma amee dat nag dinaa am emploi de temps ak samay mbokk ñu xam ne carrément ak sama staff combat bi nii ak nii la mais pour l'instant damay entraîné di toog di xaar. ba làmb ji tijji. waaye daal combat bi taxaw na wax nga ak promoteur bi moom ngeen di xaar pour làmb ji tijji. waaw wax naa ak promoteur bi. waaw làmb ji moo demagul CNG. ok mais sama kàddu dem na si promoteur bi. ok promoteur bi amul sama accord sama signature yi. mais am na sama signature bi sama ménagère parce que tegoon na ñoom loxo koo tegoon loxo di ngeen biirante kay. combat boobu daal mën nañu wax ne daal bu ñu yàlla dimbalee daal bu ñu ubbee làmb ji di ngeen ko bëre. incha allah bu soobee yàlla. ok loolu la ñuy wax def nañ fi ñaari signature. bu mujj bi TFM la ñu ne ñu drapeau ministre sport la. Matar Ba. comprendre nga ñu def fi ñaari signature yàlla dogal làmb ji ñëw waaw mbas mi ñëw xam nga ñu toog tamit gëm yàlla toog di xaar. mais tamit côté boobu ci combat yi ñu war a njëkk a bëri ci la bokk teel a jukki waaw mais comme boobu foofu tamit bëggoon naa si ngeen may si benn fenêtre bu ndaw rek. parce que mbas mi bi mu duggee fépp la laal. d'accord mais tey man sama gis-gis ak gis-gisu Balla Gaye wala Modou Lo wala kenn mun naa bañ a bokk. mais lépp dañuy toog waxtaanee ko xool nu mu gën a rafetee rek. comme ñun ñett ñi fi nekkee. ay doom ak i baay ak i nijaay ñoo fi toog. ak jarbaat. mais tey bu ñu mënee ku si nekk mën a wax ñu déglu la. tey dañoo bëgg waxtaan rek pour pencoo xam li fi góom bi nekk quoi. man mënuma nangu ministre sport nga recevoir promoteur yi jox leen xaalis promoteur bi ñu tëggoon Assane jox nañ ko 2 millions. mérito nañ lu ko ëpp. mais promoteur Assane bu xëyee day dem pàkk ba dem liggéey. Pape Abdou Fall maa ngi ko nuyu bu baax bi may dem di jaare ji Bombardier moom ma yóbbu aller retour affaire noonu quoi. yàgg tëgg na ma tey ba taay moo la ku baax la mu tey bu xëyee day dem liggéey. Kanje bu xëyee day dem liggéey. Dieye bu xëyee dem day liggéey ñëppay liggéey. mais man su ma xëyee damay dem entraînement. bu ngoonee damay demaat entraînement. léegi kii dem di liggéey boole kaa commune bi ak ki nga xam ne day xëy dem entraînement boole kaa commune bi ku gën a métti rek. léegi li nga bëgg a wax mooy bu ñu dàmpee promoteur bi yéen ñi nga xam ne engagé woon nañ leen ba ngeen dépenser seen lépp ba jeexal. ba jeexal. war 15 mois. ah 15 mois. war naa law ba teq leen. war nañ leen mosal. war nañ leen mosal. rawatina ñoo xam ne ñun ñu ne. jaalu na de ah. comme ñoom amoon na avance ñu ngi doon waajal combat. mënoon nañ leen compal. waaw bon c'est-à-dire nag xam nga fi may waxee mooy ñi ñu jox promoteurs yi ñu jox xaalis. mooy promoteurs yi nga xam ne régulariser nañ seen combat au niveau du CNG. nga xam ne seen dem nañ fa parce que foofu la lépp jaare kon ce qui veut dire que ñoom ñi nekkoon ci combat gisoo sox ak xale ba. mu tudd Gamou Gueye le lendemain la ñu waroon bëre. te xam nga ne boobu la ñu yoroon. général bu Malika fils de Balla kii xaay boobu. ñooñu war nañ parce que waaw ñooñu xam nga waxuma sax boo topp mbëri du sotti. mais ñooñu régularisé woon ba war a bëre. ba nga xam ne seen combat def nañu lépp bay xaar reliquat. waaw bay xaar reliquat parce que yaakaar bi moo doon bëre dimanche. fayeku mardi te promoteur bi du la dolli. waaw xam nga ku def signature ku def ñaari mais nag ñoo promoteur yi ñii. du ma ci dugg. waaw non promoteur bi du la dolli. kaay ma wax la parce que contrat ba ngeen signé woon. kaay ma wax la ñoo promoteur yi. ay di man du ma ci dugg du ma leen plaider la promoteur yi. non man ay gaayin lañu.
ay gaañ léegi ñu xuloo gis nga bu ñu xuloo. waaw mais li ma bëgg a wax mooy. waaw. promoteur bi dàmp nañ ko. mais promoteur bi lañ ko dàmp du ci joxaat mbër bi. waaw loolu ci boppam la yem. donc loolu moo tax ma ni ñoom li ñuy plaider cause bu baax damay ñaan état bi buy comp. mu compal ñooñu. ñi amoon combat préparé ko ba jeexal tàkk te war a bërewaat. te war a bërewaat man ñooñu laay kaasal. voilà wax na dëgg. ñooñu laa toog di kaasal ñi nga xamante ne nii su ma ko xoolee sama bopp rek dama leen gis ñoom. dëgg la parce que 15 mois nga koy préparé combat. commune bi jàpp la. ña la daan may commune bi jàpp na leen. yoratuñu léegi yow da ngay débrouiller di dem te pare sañoo toog da ngay entraîné. waaye nag nañ ko jël au sérieux te lancé waat appel. ci mesure barrière non mesure barrière yi moom gars yi ñu naan lamb dina am lamb di am. mais nit comme da nga am kilifa moom ci jaaxal. maa ngi dégg sa Gris Bordeaux maa ko nuyu bu baax nuyu Boy Niang maa ngi gis. bagage yi ñu ngi expliqué comprendre nga mais tamit si ñoom laa far. mais problème moo tamit dañu am kilifa rek Matar Ba tamit daa am kilifa muy président. comme am la démb rek maa ngi ko suivre. comme ñu naan côté 8 kilos. 8 kilos day am bu ñu ko defee ñun ñu amoon avance bi ñu teg ñu en lamb ji day daf ñuy arrangé. mais état tamit bu mënee jàppale 8 kilos ñu xool ne carrément promoteur bi ku si nekk sa contrat bi nga dugal CNG lii nga fay ci lamb ji promoteur bi. ñu xool 60% yi wala 70% yi ñu jàppale la ko. ñu ngi ci loolu. 30% yi nga débrouillé ko sa bopp. ñu ngi ci lamb ji am ñu sauvé. ñu ngi ci loolu ña nga ci loolu ñu ngi wax bu boobaa mbër mi. reliquat am dina nekk CNG. mais promoteur bi ñoom parce que ci lépp coow ci ñoom la nekk rek. parce que ñoom ngay xëy billetterie bi. léegi nag bu ko état bi dimbali leen ba ñu def loolu. ak frais d'organisation l'essentiel nañu vider combat yi. xale yi bëre. ñi mën a bëre. ñi mën a bëre te vraiment ñu gën a indi yërmande. parce que tamit njiitu lonku dafa bari. bari na. xam nga da ngay dégg mbër yi promoteur bi aussi. fan la jël engagement pour indi xaalisam. xamoo ko. am na contexte bi ñuy bëre Malick. dafa xaw a doy waar. tu sais que képp ku wàcc ci enceinte bi rek dañ lay testé. enceinte bi. ñi ci nekk ñëpp dañ leen war a defal test avant le combat. waaw loolu day tax commune bi gaa fi jógee. moom laa la wax. waaw dañ ko sànjaafoo noonu. te nangu li docteur wax. te it bu président ak ministre jëlee décision bi ñu respecté décision boobu. waaw nañu continuer waxtaan bi parce que ñoom Malick ci football bi déjà. ñun 8 kilos nañu xam nga 8 kilos nañu. démarré nañu course bi démarré na. waa xaar rek xam nga 8 kilos noonu. mais ñi ngi xaar résultat après match yi. waaw on verra de toute façon lamb moom dafa xaw a spécial trop. mais lamb ju nga xamante ni kenn nekk fa ñaari mbëri ci diggu géew moom loolu lu muy saf dina ma jaaxal en tout cas il faut ñu xoolaat la meilleure formule mais 8 kilos moom man day ànduma ci donte nag Covid bi mi ngi fi man ànduma ci 8 kilos 8 kilos lamb moom 8 kilos football ak yëpp mën nañ ko comprendre mais 8 kilos lamb moom du lu kenn xam ci loolu sax impact bi dem na ba laal ñi nga xam ne mooy les artistes de la lutte ba tax na ñoom Papa Ndiaye ñi nga xam ne ñooy woy parce que lamb bu amul woy du neex ak waa kër Pape Seck yi nga xam ni ñoom ñooy tëgg dinañu am conférence de presse niki talaata ci buntu arène nationale pour ñoom itamit ñu bàyyi leen xel. ñoom ci làmb la ñu yaakaar ndax dimanche ñu doon animé làmb ji. waaye li ma leen di conseillé ci bu njëkk bi aussi mooy seen xaalis ministère de la culture la nekk. et puis bu ñu jógee fii nañu dem wuti am nañ carte kii SODAV. waaw ñi ko am jot nañu. ñi ko am voilà ñi ko am jot nañu mais ñoom seen wàll ci làmb ji. waaw ñu bàyyi leen ci xel la ñuy wax. voilà léegi nag nu ñu wuti carte SODAV ndax làmb ñaara ko seq ba ñett. jeunesse sport. ak culture te ñoom culture la ñu bokk kon maa ngi leen di conseiller nañu dem wuti carte te it aussi ñu dimbali leen jàppale leen ndax ñoom làmb ñoo koy animé. voilà maanaam. li mbaam lu mu gàtt gàtt ci jur gi la bokk. ayca ñu bàyyi la nga tàggoo parce que jotaay bi waxtu wi lekk nañ ci lu bari sax. waaw am na si ñoo xam ne moom sa nuyoo bi mu wax dëgg yàlla dama leen fàtte woon quoi xam nga. ku benn grand boy ñoo jàkkaarloo kër naar yi. ak Ousmane ak Ibou ak Ahmed xam nga. ak ñoom Ndiaga ñoom Malick ñoom Laye ñoom xam nga gars yi moolu ak xaabir yu mu àndal quoi. ak Sall may entraîné ñoom Moussa ak Daniel ak gars yi fa nekk yëpp sama ñaari course yooyu noonu. xam nga boo demee Saalu Gadaay tamit xam nga fekk ñoom Thiaw Laye xam nga ñoom Ori Ousmane gars yi may àndal fajar gi di entraîné xam nga ak jigéen ñi fa nekk gars yëpp maa leen bëggee bu baax a baax waa Gadaay gi yëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm waaw. waaw mi ngi leen di sant di leen gërëm ñu Abbas Ndoye Amidou Ousmane naka. Ori Ousmane Ori Sira Italie Assane Miller. Milan Ousseynou. Milan Galay Gaday Aber Nia Gaday
Mor Fall Gadaye, Youssou Canal, Max Le Boucher, Omar Thiam France, Omar Tall Guinté Cheikh Gaye ak Cheikh ñoom ñëpp mi ngi leen sant di leen gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ni ak Bamba ak Sidi. Allez, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Ñu leen di jox dig daje inch'Allah altine ak un grand champion.